Càmbar si diine sur ITV. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu alhamdulilah rabbil alamin wa salatu wasalaam ala rasulillah muhammadil amin wa ala alihi wa ashaabi ajmain mbokk jullit yi mbokk téléspectateur ITV ñëwaat nañu seen émission bu ñu duppee càmbar si diine ngeen miinoon waxtu bi ci alxames ci heure bi ñu gis xarakamu imam Makhtar Kanté mu nekk ci ay xat-xat moo tax tey ñu wutu ko ngir taxawu li nga xamante ni moo doon émission bi ngeen miin ci heure bi muy càmbar si diine di leen gërëm di leen amaat kontaante ak cofeel gu rëy gu yaatu ngir bokk yéen benn waxtu ak genn wàll ci benn thème bu am solo gis ngeen tey li nar a waxtaanee moom mooy Barça wala Barsaq muy ñaari termes yoo xamante ni ñu ne est-ce que c'est un slogan la wax la bu jub wax bu dëng la wax boo xam ne désespoir la wax la boo xamante ni fan la sosoo cosaanam lan la jur parce que wax boo xamante ni am nañu ko commencé dëggal ndax ñaata nit ñoo ci génn àdduna gis ngeen léegi mu am benn collectif 580 wala 480 gis ngeen deuil national bi donc y a des morts mais bien sûr am nañu ci réussir mais bu nu gam-gam leen loolu yëpp mooy nekk tey suñu émission tey càmbar si dinañ loolu bëgg càmbar ñi am ci ñaari expert yoo xam ne ñuy gunge sama ndeyjoor ma am ki nga xamante ne mooy Serigne Bamba Seck d'abord muy ndongo daara il le réclame Serigne Bamba ne coach la itam waaye professeur la aussi donc am na fi ay xar kanam yoo xamante ni wala boog am na ay ndomba tànk yu bëri yu mu gàlloo benn bu nekk day nekkaat benn impact par rapport li muy wax mu jur njëriñ wala ni kon bu ñenn ñi désespoiré ba ñàkk ba jaral leen des ndox mi am na ñoom ils sont tellement polyvalents ba bu ñu xëyee duñ xam lu ñuy def tellement ils ont beaucoup de choses à faire dans la journée. sama càmmoñ ma am Oustaz Zakaria ñu min ko Oustaz Zakaria al faqih mooy nga xamante ni moo nekk ci kër gi ITV ngeen ñu ngi ci émission Mizan al Mizan chaque àjjuma ci 16h30 fële ci iRadio tey muy ñëwaat nekkaat suñu expert ci wàllu itam li nga xamante ne mooy charia parce que moom la spécialisé wu donte ne Bamba itam il takkin même moom lu aussi ñaar yooyu yëpp mais tamit Oustaz Zakaria dañuy leeral li nga xamante ne mooy yeneen termes islamiques yi lan mooy xaru lan mooy jihaad lan mooy daw dépense ba kañ ba fan lan mooy muñ donc termes techniques yooyu yëpp Oustaz Zakaria dinañu ko leeral mu nekk suñu émission tey càmbar si diine kon émission bi itam am na ñu ci jàppale am na ay quelques experts yoo xamante ni am na intervention yoo xamante ni durant l'émission daañu ci réagir wax seen xalaat mu nekk benn njëriñ amaan aussi xalaatu penc mi parce que itam dañu bëgg mu nekk lu réel mu bañ toog wax ci benn plateau rek mais aussi ñu tate pool bi xool lan moo xew biir Sénégal lan nañ ko yëgee kon émission càmbar si diine tey fi ñuy waxtaane mooy Barça wala Barsaq est-ce que maanaam terme la est-ce que slogan la lan la sëñ Bamba question boobu laa lay posé gannaaw bi nga nuyoo Barça wala Barsaq slogan la wala lan la a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñooy safoo seen télévision ITV di leen siyaar ñoom ñëpp di siyaar ci jiital ci nuyoo bi rek sama wéjuru góor Serigne Babacar Seck teg ci sama wéjuru jigéen soxna Khady Diagne di siyaar umma islam yëpp di siyaar nu mbokk Sénégal ak képp fépp fu ñu waay topp fii ci Sénégal yooyu ñoo ngi lay siyaar di la gërëm di jaajëfal ci dalal bi ñu dalal di siyaar al imam di am mbégte bu baax a baax ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloo ak moom ci xam-xam bi ak gindi gi nga xam ne mi ngi koy gindi doomu aadama yi Barça slogan wala lan la man du ma ko jàppee slogan parce que slogan pour man boo ñëwee ci wàllu plan stratégique ni ñuy bindee planning am na slogan dafa am lu muy tekki loo xamante ni nit ki bu ko yéegee dafa am ak njëriñ gu nga koy indil mais jàpp naa ni lii slogan bu négatif laa koy tuddee parce que buñ ko déggee au début ni ñu ko doon déggee ak léegi dafa am loo xam ni moom la indi dem na ba tey mu jural ñu loo xamante ni tey yaa ngi dégg ay mort boo demee ba naan ay 500 nangam wala 800 nangam mooy doy na waar te ñu xam benn bakkan rek. ni ma foore ci l'islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam jihaad na ndax benn bakkan l'islam aussi ni waman ahyaha fa ka'annama ahya nas jami'a boo dundalee benn bakkan dafa mel ni dundal nga population kon suñ demee ba ay jeunes nga xamante ni ñoo ëpp doole ci population di utiliser terme boobu ngir désespérer parce que désespoir la ki naan Barça wala Barsaq kenn ñaanul yàlla dee képp ko dund da nga ñaan yàlla gudd fan kon bu ñu demee ba yamale dund ak dee mooy désespérer ñëw na te loolu la arab naan man faqadal amal tarakal amal képp koo xam ni ñàkk nga espoir dootoo jëf
mooy li tax jeunes yi ñëw ñu bari ci ñoom jéematu ñoo investir ci dëkk bi wala jéematu ñoo wut ay opportunité fii ci dëkk bi parce que atam amatuñu espoir ci dëkk bi fan am espoir nag foofu nag pour ñu àgg fa jafe-jafe yam leen di jural ñu dem ci barsàq sax moo leen di gënal ñu des ci dëkk bi donc man idéologie laa ko jàppee boo xamante ni idéologie ku désespéré ci dundam jàpp ni kat fii mu nekk mootu fee am dara fala mën a amee dara fële nag même bu fa mënee amee dara lu mu jafe-jafe jaral na ko même bu ci dee dem barsàq sax jaral na ko ngir mu am dara donc man noonu laa ko mën a dégg daal. jërëjëf Serigne Bamba Seck ci leeral boobu moom dafa jàpp ni slogan bu négatif la entre griffes ndem loolu am na maanaam désespoir la mooy ñàkk yaakaar Oustaz Zakaria ñàkk yaakaar noo koy natt ci diine maanaam est-ce que julli war na xëy rek mu ne Barça wala barsàq maanaam dem tekki wala faatu dañ koy jàppee slogan la boo xamante ni waruñu fa àgg wala boog bien sûr bu ko jëlee war nañ fa àgg. alhamdulillahi ala ni'mati lislam summa salatu wassalaamu ala ashrafil mursalin muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma kon assalaamu aleykum wa rahmatullah bokki Sénégal bokki bitim réew yu topp ITV ci mboolem ay programme am rawatina programme bi di càmbar ci diine di nuyu imam Ahmad Muhtar Kanté ak Biram Puy bi nga xam ne moo ko wutu tey di am mbégte ak kontaante bu baax di jàkkaarloo ak Ahmad Bamba Seck professeur coach oustaz imam lépp mun nga ko boole alhamdulilah ak ñi nga xam ne ñooy tax ñu ñuy dégg di ñu gis ñoom Babacar ak ñoom Mass kon jàpp naa ni bon dañuy wax la mushahata fi l'istilah problème mu définition wala lii lan la xëj na léeg-léeg du am problème ñu mën cee wute mais amul loo xam ne mën nañ cee cramponné wu bu fekkente ne mbir mi mën nañ koo déggee ci ñaari côté man jàpp naa ni mën nañ ko jàppee comme slogan parce que bon ñii dem du dee moo tax ñu jóg du seen jubluwaay donte mën na cee am moo tax ñu mujjeel ko waxuñu Barsax wala Barça mais Barça wala Barsax donc ci biir Barça bi àgg fa Barsax mën na cee juddoo mais nag du moo ñu tax a jóg. mais bu fekkee ne am na tamit ba tey ñu mën koo nangu rek parce que dañoo jóg pour benn objectif benn finalité boo xam ne mooy Barça léegi nag Barsax mën na ci parce que yoon bi lu ne mën na cee xew. kon terme bi gêné wu la. non terme bi gêné wu ma parce que léeg-léeg day laaj comme yu mel ni ñu waxtaan xam ñiy wax li leen tax a jóg du dee non dee taxu leen jóg su doon dañuy dee moo leen tax a jóg mën nañoo dee seen biir kër parce que ki bëgg a dee am na moyen yu gën a yomb yoo xam ne mën na koo jëfandikoo pour dee mais su waxee damay dem fii ngir wuti lii mais yoon bi am na ay danger yoo xam ne dee mën na cee ne donte après mën nañoo gën a xóotal ndax jar na ko wala jaru ko mais nañ jàpp ni rek wax la boo xam ne day wane nit ki nga xam ne dafa déterminé wu yaakaar nit li muy wuti Barça ba mu jaral ko mu mën cee demee Barsax léeg-léeg mu toog ci biir réewam liggéey loo xamante ne mën na cee amee dara mais aussi jumtukaay yi muy jëfandikoo Barsax mën na ko cee fekk. ndax nit toujours buy nekkee ci dara du ñàkk mu am ay danger yoo xam ne dañ ko wër. bari na nit ku dem liggéey nekk ci usine ñu ne am na accident de travail. bëri na nit koo xamante ne jóg na pour dem liggéeyi nekk ci train wala métro wala oto am accident mën nga wax ni xëj na am na wute tuuti mais lépp jubluwaay bi moo doon lan mooy liggéey nit ki nga xam ne nag jàpp na ni dee mën na koo fekk ci lii te liggéey lay wuti jàpp naa ni lu muy wuti fële su ko amoon fi mu juddoo fi mu yaroo fi mu fekkee baax fi mu jàngee métier fi mu jàngee xam-xam fi nga xamante ne fa la bëgg la muy amee fële mu ñëw tabax ko fii coono ba muy am pour loolu bu ko amoon fi nga xamante ne fa la dëkk jàpp ma ni dana ko jaral kon am na lu tax ñuy war a jóg pour ne dañuy dem foofale te gisuñu ko seen réew amuñu ko seen réew amatuñu yaakaar bi léegi nag est-ce que ñàkk yaakaar bi jar na ko aussi
voilà. jërëjëf Oustaz Zakaria jërëjëf sëñ Bamba xam na daañu ci ñëw parce que Bamba nee na c'est un slogan négatif Oustaz nee na gisuma ci dara après ku ne dana joxe ay argument am mais dafa am benn kilifa ki ñuy wax docteur El Hadj Malick Sy Camara ñoom depuis 2006 ñu ngi ci doon liggéey docteur El Hadj Malick Sy Camara nag nekk enseignant nekk sa université nekk borom xam-xam fii ci UCAD ñoom ñu liggéey depuis 2006 ak ONG yu gën a mag yi nekk socio-anthropologue nekk itam koo xamante ni xam-xam na wàjjël ci wàllu gëstu yi ñoom am na lu ñu ciy def moom dañuy wax sax cosaanu maanaam Barça wala Barsax fan la terme bi jógee El Hadj Malick Sy fii ci càmbar ci diine. Càmbar si diine sur ITV. ñu jëlee li ñuy wax naan Barça wala Barsax ci njëlbeen wax ji nekkul woon Barça wala Barsax Barça wala Barsax boobu après ay journalistes ay ñi nga xamante ne ñoo def seen jàngat ñoo ci jëlee loolu ni Barça wala Barsax mais ak loo ci mënti dégg émigration clandestine maanaam mbëkk mi buñ koy wax dafa fekk ni am na lu ko wund wolof danaan lépp lu yëngu lu ko yëngal ko ëpp doole nekk nañ ñu ci société yoo xamante ni nit ñi dañuy jàpp ni aussi bu ñu waree tekki entre guillemets te tekkiwuñu seen dund dañuy jàpp ni amul njariñ wala njariñ nga bariwul moo tax ñu bari aussi dañuy bëgg ci société bi nañ fa nekkee wala seen nekkin ñu considérer leen am beneen regard bu ñu leen jox maanaam beneen gisin bu ñu leen di gisee ci société bi moo tax buñ ne Barça wala Barsax parce que dafa mel ni da nga ni kon dund ak dee naa am lu ma ci tànn mais ci loolu bu ñu jàppee ni ñi nga xamante ni ñoom dañuy bëgg a dem demuñu parce que ñoom dañuy dem pour xaru en réalité nit ñi mën nañu ci jàpp wala ñu jàngat ni ñoom dañuy xaru mais en réalité ñoom jubluwuñ ci xaru parce que kuy xaru am na lu gën a yomb xaru mooy jël sa médicament naan wala nga jël poson naan kon bu fekkee ni ñoom nit ñi am na ñuy wax naan Barça wala Barsax ñoom seen bopp nekkul ñi dañu tànn pour dee parce que bu ñu tànnoon dee am na lu gën a gaaw pour yoonu dee donc li ma ci bëgg a wax rek mooy ñooñu dafa am li nga xamante ni jàpp nañ ko au niveau de la société war nañ ko réaliser war nañ ko def war nañ ko jëmbal ngir seen njaboot ngir seeni waajur ngir aussi seen askan moo tax ñu jàpp ni aussi mën nañu dem mais beneen jàngat biñ ci war a jàngat mooy aussi am na ñi nga xamante ni jot nañu dem li ñu demee am na peut-être benn li ñuy tuddee ñoom tekki seen wàllu gis-gis bu nga xam ni tekki nañ ko amal nañu njëriñ seen askan amal nañu njëriñ seen waajur ci loolu nag ñuy gis ñooñu moo tax ñu jàpp ni même bu fekkee ni am na ci ñoo xamante ni ñu ngi jël gaal yi pour dem am na lu ñuy sukkandiku dañuy jàpp ni mën nañu am lu ko ëpp kon boog xaaral seen yoon jéem a dem jël gaal gi pour dem à l'étranger. Càmbar si diine sur ITV. El Hadj Malick Sy Camara nekk enseignant nekk chercheur moom gëstu depuis 2006 donc presque 14 ans nee na phénomène depuis 2006 ak 2020 dafa changé bu baax moom gis nañ ni Barça wala Barsax journalistes yi ñoo ko créé parce que ñoo xooloon jeunes ni ñu doon demee ñu ne ñoom jaral na leen maanaam kut a kut ñu tekki kon journalistes yi ñoom ñoo créé parce que ñoom dañu cee gëstu nee na itam du xaru parce que am na lu gën a yomb xaru xam naa day dëggal Oustaz Zakaria wax bu ñu bëggoon xaru ñu mën a jël benn médicament naan ko seen intention mooy tekki il a utilisé le terme tekki donc tekki bi jàpp nañ société sénégalaise boo tekkiwul existe la woo donc ku tekkiwul dafa mel na amul kon ñi nga xam ne ñi ngi dund ci Sénégal gi te tekkiwuñ day mel ne faatu nañu ñoom kon dañu mel dañu jàppee sax ñu faatu bëgg dund nag mu leen génn Sénégal mais sëñ Bamba donc le slogan négatif yi nga xamante ne mooy docteur Malick Sy moom nee na ñoom tekki moo nañ tax a jóg doontoon ne environnement bi léegi nag yow noo dajalee loolu doontoon ne le slogan est là nga ne c'est négatif mais moom nee na jeunes yi seen intention du xaru au contraire da leen jox beneen force pour ñu tekkee. am na solo man en tant que jeune may wax parce que yaakaar naa maa ñoom ñoo bokk même âge. bien sûr am na ci ñu bari ñoo xam ne xëy na sax ñoom ñoo ma mag. donc en tant que jeune mooy li ñu bëgg laa bëgg. ok donc. da nga bëgg tekki. non man ni ñu dégg tekki ak man ni ma dégg tekki c'est différent. lan mooy tekki dinaa ñëw ci tekki. c'est ça tekki dafa am benn boroom xam-xam bu ñu tuddee Stephen Covey. ok dañuy tekki mooy il faut nga boole ñeenti L. tekki mooy la réussite. waaw réussite. mooy il faut mu am ñeenti L. pour dëggal li mu wax ñaata nit ñoo fi am alal xaru. ok ñaata nit ñoo fi am alal xaru ñaata nit ñoo fi am alal
def naka su dul noonu di naan wala ñuy def nangam def ay safaan donc seen àdduna jaratul leen dara mooy ñun li ñuy wëri am nañu ko ñu ci toog ni gaañ ba pare xaru mooy ñooñu amatuñu sens ci seen dund donc pour nga mën a am dund gu ñoŋ li ñuy tuddee tekki il faut mu am ñeenti ell bu njëkk bi mooy tulayif nga am loo xam ne dund gi da koo soxla li dund gi soxla l'islam da koo tënk ci juróomi mbir mooy lu ñu tuddee ad-daruraat nécessité yi mooy nga am sa diine ba mu ñoŋ sa digganteeg sa borom nga tabax ko ba mu dëgër këcc parce que digganteeg sa borom bu fekkee tabaxul ba mu dëgër këcc jafe-jafe boo am ci àdduna da la koy yóbbee loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam naan ajaban min amril mu'min inna amrahu kullu xayrin in asaabahu sharra shakara fa kaana xayran lahu in asaabahu darra sabara fa kaana xayran lahu donc jullit dëgg ak situation boo mën a nekk war na laa neex donc loolu mooy ell bu njëkk bi mooy tulliif juróomi ponk la mooy sa diine ñoŋ sa xel ñoŋ nga tabax ko mooy hifzul aql xifzu nasl nga fexe nekk ci famille boo xam ni famille bu stable lay doon moo tax l'islam di xaraamal nga jaxasoo ak jigéen joo xam ni ne ko sa soxna ak yooyu bi ci topp mooy almaal nga fexe ñoŋal sa alal doo nga ñëw beneen bi topp mooy xifzu nafs léegi ban moo ci jiitu ci yooyu xifzu nafs maanaam nit ki ñoŋal bakkanam wala mu ñoŋal diineem ban moo jiitu l'islam danaa la même sax su fekkee sa bakkan dafa nar a faatu weddil yàlla ngir nga dund maanaam bu dee teewoon. weddi yàlla dund. kon kooku dund la demal ngir wërsëg maanaam demal lekk ngir même su fekkee sax amuñu intention bi donc il faut ñu comprendre l'islam ñun buñ ñu ko jàngale comme ay araam na dagan na il faut ñu xam principe bu l'islam lan mooy objectif l'islam ci kaw suuf l'islam yemut ak yeneen diine yi comme diine ni ñu ko jàppee mooy julli woor këppal natt asaka non l'islam idéologie la bu ñëw ngir organiser dund doomu aadama ba mu mën a ñoŋ ci côté yëpp. très bien donc l'islam li mu jiital ngir protéger ko mooy na bakkan bi taxaw illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun lil iman loolu alxuraan la yaakaar naa damay wax ci contrôle sama imam waaw donc l'islam dafa ñëw protéger bakkan. deuxième bi mooy to learn mooy lan. to learn mooy nga fexe ñoŋal sam xel mu ñoŋ ndax xel mi saa yu ñoŋee rek xel mi saa yoo ko tabaxee tabax bu wér. lu baree di nga ci mucc. parce que li ngay wax ni état d'esprit la nit ki nekk ci jafe-jafe muñ am na ñu nekk ci jafe-jafe muñ am na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci jafe-jafe danaan force jafe-jafe bi léegi dafa war a dañ naa la ci indil benn histoire bu gàtt xam naa maa ngi jéggul parce que kàddu gi xam na gudd tuuti mais histoire bu gàtt ci diggante sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou jamono metti woon trop sëñ Fallou bind ko benn bayit ni ko in kunta za fiddatin lebal ma juróom dinaa la fay aajilan te it dinaa la gërëm ne ko bu fekkee yor nga xaalis foofu jàppale ma ci juróomi dërëm mooy sëñ Fallou amul woon dara te pourtant njabootu sëñ Tuubaa la bu ko neexoon laaj addiye def nangam mais amul woon sax maanaam boobu dara sëñ Modou Moustapha bi nga xam ne ci jamono jooju moo nekkoon xalifa ni ko lakin yàpp na axi mis la ñaari dërëm fa najjaalu asfaafan ku nekk dërëm juróom yooyu ngay laaj amul fii ñaar dërëm moo fi nekk nañ ko séddoo magee ku nekk jël dërëm donc état d'esprit positif la nit ki mën ngaa nekk situation boo xam ni jàpp nga ni situation bu jafe la mais subhaanahu wa taala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha yàlla Espagne mooy yàlla Sénégal. très bien donc troisième L bi mooy to be love nga fexe nit ñi sopp la mooy faaw nga jàppale leen ci seen dund wa amma maa yanfa'u naas fayamkut fil ard tey lépp loo xam ne da nga koy def ngir jëriñ doomu aadama yi loolu mooy xitma wa agrina ya rabbana bil xidma li husna abadan wa rahma donc jàppale doomu aadama yi ñu xam ni kat yow da nga fay ñëw ngir benn mission moo tax dañ naan la the life is a mission it's not a competition nous sommes des missionnaires mais ñëw ñu fi ngir xëccoo alal ku ëpp xaalis ku ëpp kër ku ëpp soxna non. quatrième L bi mooy leave a legacy mooy nga fexe fee bàyyi ndono la nga fay bàyyi ndono nag du kër du oto du doom mooy li nga xamante ni tey day jariñ doomu aadama yi Kisra dafa fekk benn màggat muy jëmbat benn garab man ko garab gii nga jëmbat pourquoi nga sonn ci man ko parce que bi may ñëw ci kaw suuf damaa fekk ñu jëmbatal ma ay garab moo tax bala maa génn àdduna dinaa jëmbat ay garab kon donc état d'esprit positif boobu war a nekk ci kenn ku nekk ci ñun dafa am solo xëy na moom daan Barça wala Barsaq boo demee Louga dan naan la karo ba ci buntu kër maa nag ci buntu kër mooy karo ba ci buntu kër gi maanaam dem wuti xaalis dem tabax kër karo ko ba ci buntu kër gi wala ñu yeewal la nag ci buntu kër dëj nag mooy dëj waaw waxaat nga ni kon Louga am na loolu faa dëkk karo ba ci buntu kër maa nag ci buntu kër mooy am na ñu naan Barça sax mais am na yeneen terme xëy na bu fekkee yaa ngi jege jeunes yi di nga xam lu baree donc jar na comme jaru ko est-ce que war na wala warul l'islam dafa protéger bakkan il faut ñu xam ni bakkan bi moomu ñu kon nga jàpp ni docteur que jeunes yi waruñu dem man lii dañuy risquer seen dund loolu nga jàpp man dama ko jàpp à 1000% te dama jàpp ni du yoon ñu koy def pour preuve ba neen
ñun beneen preuve. waaw mais El Hadj Malick docteur bi ma xoolee sa CV. yow bitim réew nga jàngee. Misra jàngaa nga fa. donc yow génn nga. génn na bëggu kenn génn lu tax. non waxuma bëgguma kenn génn de ku mën a génn ci génn bu jaar yoon génn gu jaar yoon goo xam ni jël nga. mais jël gaal du génn bu jaar yoon. non gaal fu mu war a dem man xam nga man yàlla dogal na dem naa màkk bi may dem màkk bato laa jël. waaw bato laa jël. waaw mais bato la boo xam ni leer na ni kii kat préparé nañ ko ba ñu ko préparé xam na ni kat kii kat mën naa jóge point A àgg point B mais yi ñuy jël yépp xam na ni mënta jóge point A àgg point B. mais docteur mais gis nañ ay pas yu màggat ba nekkee xel na nekkoon mool ci gaal na doon dund daw dépense ba màggat kon pas A B la. ci fan ban niveau la. wër àdduna fan lan daan daw. ñenn ci àdduna bi fan lan daan daw. ci géej gi non ci géej gi lan daan daw mais ak yenn kilomètres. c'est important xam nga lu am solo. li am solo mooy nit ki boo naan yàlla baax na da ngay jël sabab yi war a jël nga jël ko yépp leer na ni kat gaal gii mënul àgg fekk Espagne nga bëgg koo jël day dem Espagne donc yaa tooñ sa bopp bu fekkee nag bato la boo xam ni mën na laa yóbbu jaar ci yoon amul problème. mais nag mu leer ni lii am na risque. am na risque bu baax a baax man franchement parler loolu jàpp ma ne l'islam àgg na foofu moo tax même l'islam sax boo taxawee mu naan la jigéen warul tukki moom kese lan moo taxoon ngir protéger ko sécurité am. donc sécurité c'est important ci dundu doomu aadama. merci Serigne Bamba Seck Oustaz Zakaria gis nañu El Hadj Malick Sy moom da ci gëstu depuis 2006 donc façon ahla zikri moom ahla zikri la ci moom nee na du xaru baatu tekki la. nee na am na yoon bu gën a gaaw pour xaru nit bëggoon xaru mën na rey boppam léegi donc ay ñoom dañu am pas-pas donto leen nag société bi moo leen njëcc moo leen xaw a xoj daanaka dafa xaw a dëgg li nga njëkkoon wax mais boo xoolee El Hadj Malick lu mu wax nee na am na ay argument yow boo boole ñoom ñaar yëpp ba léegi da ngay dëggal li nga wax wala boog da ngay nuancer ni war na mën dem ça dépend mais nan dem da ak voilà. waaw jërëjëf gannaaw bi ñu dégloo mbokk mi si intervention bu am solo bi mu def noonu ak El Hadj sëñ Bamba Seck macha allah ak argument yi nga xam ne moom la joxe xam nga bu ñuy jàngat mbir ñu ngi koy jàngatee mën nañu wute ci angle yi ñu koy xoole commencement bi li ñu doon wax mooy lan moo leen motiver mooy dem uti mais du dee moo tax ñu jóg donte dee mën na cee am yàlla daf ñu wax tukki leen huwa allazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fii manakibiha manakib jam'u mankab mooy lii donc fii mooy cat c'est-à-dire goxu àdduna bi cat ba cat fu ngeen mën a dem leen. siru fil ard rek. mu ngoog wa axaruna yadribuna fil ard yabtaxuna min fadlillah yàlla bi muy wax ay nitam am na ñoo xam ne dañuy tukki ci kaw suuf pour sàkku ngëneelu borom bi subhanahu wa taala. ok léeg-léeg nit ki dina tukki ak tànk bu njëkk léeg-léeg dina doon tukki ak waruwaay giléem fas mbaam. ñu dem ba jëmmi jamono muy tukki ak bateau avion ñëw oto ñëw gaal moyen de transport la ne mais moyen de transport bi par rapport ak yeneen moyen de transport bi danger bi ci nekk soo ko doon gam-gam li moo gën a bari. maanaam gaal moo ëpp danger. moo ëpp danger. ok moo ëpp danger risques yi si nekk moo gën a bari. waaye jumtukaay pour tukki la. jumtukaay la léegi àggaguñu si dagan na wala daganul. dëgg la mais ñu ngi wax. ñu analyser tukki ak voilà li nga xam ne moom moo tax ñu jóg léegi ki nga xam ni moom mooy ki jóg pour dem wuti. alal lay wuti alal pour moom la mais moom du pour alal moom mooy jëfandikoo alal mais du alal moo koy jëfandikoo. alal outil la jumtukaay la moyen la jumtukaay la du objectif léeg-léeg aussi dañuy def amalgame xaalis. alal am ñu def ko objectif mais du objectif moyen la day yombal dund day jàppandil dund. kon nit mën a dund sans xaalis. mais du jubluwaay l'argent ne fait pas le bonheur. yéen a koy wax ne fait pas toujours le bonheur. non c'est ça c'est-à-dire l'argent seul parce que am na koo xam ne millionnaire la milliardaire la. mais day jël fital dóor ko ci bopp bi kooku du xaalis la ñàkk. mooy li sëñ Bamba waxoon léegi. voilà c'est ça. kale la quoi caabi la pour bonheur. caabi la pour bonheur mais du moom mooy def bonheur ci nit lii def bonheur ci nit. Cheikh Ahmadou Bamba am na lu mu ci wax mooy ngëm yàlla bi doylu bi sukkandiku ci borom bi joyloo sa bopp sa borom yëngatu lu la yàlla jox nga doyloo loola loolu mooy bonheur dëggantaan comme ni muy wax tekki tey bu ñu demee bay wax tekki mooy ku am kër mooy ku am oto mooy say waajur nga yóbbu leen màkk wala nga mën leen yóbbu màkk ku soxla ci famille bi nga mën ko defal loolu moom moo indi pression sociale boobu. mais loolu du tekki. non loolu rek. du tekki dëggantaan
day indi si nit ki mooy nit ki nekk ku serein ku dal lu ko yëngal du bari c'est-à-dire du nekk comme benn dunq ci ngelaw xam nga dunq ci ngelaw du am destination ngelaw li fu mu ko jëmalee rek foofu la jëm mais day dëgëru montagne boo xam ne dafa mel ni dafa sax ci kaw suuf di jëfandikoo xelam ci jëfandikoo xel moomu du société bi ni mu tëddee ni muy doxee rek man dama war a jël loolu dama war a jël boobu yoon surtout nga nekk jullit comme ni mu ko waxee joxe na ci ay exemple ci ay sëriñ yu mag mais boo dellu woon ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu la doon wax mooy yonent bi mësul tegle ñaari fan yaakulu xubza min sha'ir yawmayni mutataabi'ayni maanaam mësuñoo tegle 2 jours successifs yoo xam ne dafa tegaloo ñuy lekk mburu boo xamante ne dañ ko defaree ak patu sha'ir loolu lan lay tekki kan mooy wax loolu soxna yonent yàlla Muhammad Aïcha bu ñu lekkee mburu boo moytul ci suba bu ngoonee li ñuy lekk mooy tàndarma li tax ma indi loolu mooy lan. maanaam ñoom ñàkk la doon dund. voilà. ñàkk boo xam ne ñàkk ñoom. mais mooy dal bi mu doon wax. parce que dal boobu ak ngëm googu ak wóolu borom bi day tax sa situation tey ni mu kii nga nangu ko. mais nga jéem a def yeneen effort yoo xam ne xëj na sa revenu mën naa gën a yokk wala déet. léegi problème mu yar bi. parce que li muy wax nii. ñaari sëriñ yi yar la bu ñu leen yar ñu am tolluwaay boobu yore ndomba tànk nekk ay kilifa diine yore ay mbooloo bu ñu soxla woon milliard léegi mën nañu wax ñu dajale ko comme yun saa salaam bu soxla woon jabalu Uhud yàlla def ko or. bu ñaanee yàlla def ko or mais deful loolu day wane ni kon du lii mooy objectif bi du lii mooy finalité bi. mais li ëpp solo ci nit ki mooy mu mën a jokkoo ak boroomam mën a xam mission am ci kaw suuf lan la mooy mu baax tabaaxal alal benn moyen la ci benn jumtukaay ki la te moom bu baaxul alal bi ci boppam du ko jëmale foo xam ne fu baax la kon moom moo war a jëkk a baax pour bu amee mu mën ko yóbbu foo xam ne fu baax la ndax réew mi ni muy doxee baax na ki nga xamante ni moom mooy maître Babacar Ndiaye nekk avocat à la cour moom joxe na xalaatam ci li nga xamante ni mooy li xew immigration clandestine moom dafa joxañ baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñooy gérer mooy gouvernement bi parce que bu ne day mel na mbir dafa xaw a sooxee kon ñi dem ñi nga xamante ne mooy Serigne Mass mu yóbbu ñi ci avocat à la cour muy sëñ Babacar mu leeral xalaatam ci li nga xamante ne mooy Barça wala Barsaq nu ñuy comprendre slogan boobu. càmbar si diine sur ITV. pour te dire que ñun suñu administration bi war nañ koo tëgg ba nga xam ni suñ ko tëggee dañu mën a jëriñ Sénégal yi tey dina mën a am fu mu yóbbu Sénégal mooy administration de développement ba nga xam ne tey say mën na jëriñ Sénégal yëpp voilà mën na tey say mën na tabax réew mi ba ñu ëllëg tey Sénégal mu bokk ci réew ya nga xam ni mooy réew ya nga xam ne dañuy jëriñ seen askan d'abord bu boobaa nga xam ne képp ku fi juddoo nekk jeune ak tranche d'âge boo mënti toll di nga bëgg a yow di nga fier toog sa dëkk liggéey sa dëkk et puis mu jaral lu nekk tey say soo gisee yenn dëkk développé yi seen réew jaraleen dee sax c'est parce que seen réew dafa am fu mu leen fayte mais sa réew su la deful fayteewul fenn soo feebaree doo faju soo bëggee jàng doo jàng soo nekkee ci situation bu difficile sa réew du la toppatoo c'est incroyable donc sa réew boobu aussi du la jaral lenn loolu rek la mooy problème bi donc état pour mu mën la jëriñ aussi il faut am pour mu mën la jaral yenn sacrifice yi aussi yaa ngi moom mu jaral sa bakkan mu jaral la lépp foog mu am aussi fu mu la fayte te loolu d'abord ci éducation bu baax lay fayte ensuite ñu su ko defee ñu am une administration de développement suñu administration de développement nga xam ne day liggéey pour l'intérêt mais soo amee administration ba nga xam ni elle ne travaille pas pour l'intérêt du pays ba nga xam ni fa la nekk administration ba nga xam ni ñi fa nekk seen carrière bopp rek la ñuy toppatoo. càmbar si diine sur ITV. ça pose un grand problème muy xalaatu maître Babacar. ça pose un grand problème moom nee na li tax am na ñoo xam ne seen dëkk jaral na lu nekk. maanaam seen dëkk nañuy deewee. lu nekk jaral na leen. mu ne fii nga gis ñii maanaam deewee feneen mu leen gënal ngir ñàkk gis dara ci seen dëkk. maanaam mu ne dafa war a am si administration de développement. maanaam nit ñi bëgg seen réew chaque jour ñu leen di joyante di leen teg ci yoon. ku ne am yaakaar. mu ne kon tant que njiitu réew yi wala bokk gouvernement bi wala administration bi. maanaam dugaluñ seen loxo ci développement bi mais jeunes yi dañu am dara léegi yow sa xalaat ci loolu. par rapport yow mi nga xam ne da nga waxoon ni foog gaa yi toog foog gaa yi voilà. te fekk amul en fait man su ma nee waxuma ñëpp toog waxuma kenn toog li ma wax mooy képp ku bëgg a dem jaaral ci yoon wi nga xamante ni yoon wu am sécurité la yoon wu jaar yoon la wu lislaam nangu loolu laa wax. mais gaal islam nangu ko. non man sama gis-gis man Ahmadou Bamba man. waaw sama vision personnelle. waaw dama gis ni l'islam
dafa jiital protéger bakkan avant dara. kon ne da nga gëm ni kon gaal ku ci da nga xaru. loolu laa gëm loolu nga gëm. parce que xifzu diin muqaddam ala xifzi jami al ashya. nit ki da ngaa war a protéger sa bakkan ba pare. waaye léegi ku jël avion bi daanu. xam nga avion dañ ko defar uniquement pour muy voyage mais gaal defuñu ko pour mu jógee fii ba Barça. déet si am na gaal yu dem ba Barça. xam nga li ñuy wax mooy ci wàllu atte. bu ñuy atte dara. nit ki bu fekkee jël nga sabab yëpp yi nga war a jël ba mu leer na ni kat lii nii xam nga cette place xam na ni kat mën naa jóge Louga dem Fatick cette place mën na ko nga teg li nga war a teg sabab lu ci yàlla mais loo xamante ni xam nañ ne lii xel mënta def lii wala mënta def long voyage nangam ak nangam en tant que jullit waroo koo jël parce que sa bakkan bi moomoo ko dañ la koo dénk. sa bakkan moomoo ko dañ la koo dénk tey mi ngi mel ni ci fii ñu nekk nga xam dañ ma fi invité est-ce que sañ naa ñëw jël télé yi lu ma neex ma def ko ci wala ma jël dikk changer couleur yi décoration bi amu ci droit parce que wadiya la yàlla moo ñu dénk suñu bakkan yi moomuñu ko du lu ñu neex def ci loolu moom il faut ñu am idéologie léegi donc ma doog a ñëw ci waaw yaa ngi ñëw mais dama la laaj benn question da nga jàppe xaru donc ñi si génn àdduna ñoom fu ñu jëm allahu alam man la xew ca digganteem ak suñu borom diggante suñu borom àjjana ak sawara loolu moom. li ma laaj la benn question bu simple sëñ Bamba ci dugg mais li ma bëgg a taxaw mooy. wala talxu aydeekum ila tahluka mooy. bu leen sànni seen bakkan ci alkane pourquoi ñu ne cigarette dafa xaram te jamiul fuqaha dañ ci d'accord cigarette dafa xaram lan moo tax parce que dafay yóbbu maanaam yaramu doomu aadama da ko mën a yóbbu ci alkane. parce que day indi feebar boobu da lay indil nangam Covid 19 bi mu ñëwee lan la ñëpp wax nañ tëj jàkkee toog suñu kër ngir jaamu yàlla ngir sauver suñu bakkan tëj affaire économie yëpp ngir sauver bakkan bi donc bakkan boobu il faut ñu xam dafa am valeur du saa yoo la neexee rek nga sànni ko fu mu la neexee saa yoo la neexee nga def ci lu la neex non dénkaane suñu borom la da koo moom jox ko cër bu mat sëkk képp ku ko rey mun la dañ koo war a rey ndax bakkan bi da koo protéger donc bakkan du lu ñàkk fayda loolu il faut mu dugg ci bopp jullit ñi. d'accord xam ne l'islam li mu bëgg ci àdduna ay nit ñoo ko mën a def nit ñooñu pour ñu def ko faaw ñu dund bu ñu dund duñ ko def donc il faut mu protéger leen. waaye léegi ki nekk këram ama lu mu lekk ama lu mu naan ba xëy dee faatuwul. non ku nekk sa kër da ngay sabab lu ji. mais jël gaalu sabablu non biir déglu ma rek xaral. non mais laaj bi sëñ Bamba xam nga fi càmbar dañ nekk. xam nga jël gaalu sabablu. xam nga tey suñ borom bu ne nee sabablul mais sàcc sabablu la. non yaa koy wax sàcc sabablu la kii sàcc mi ngi sabablu parce que ay risque ngi ci. mais loolu moo tax lislaam ne ko boo sàccee damay dagg sa loxo. sàcc sabablu la. sabablu la. ma yaakaar ne islam sabablu da koy définir. merci beaucoup da koo définir. waa léegi gaal gi nag lislaam moo définir sabablu mooy lépp loo xam ni da nga koy def na ànd ak teeyu bakkan lépp loo xam ni da nga koy def na ànd ak sécurité bul tayle sa bakkan ci xott. lislaam dafa fokk bakkan bakkanu doomu aadama du bakkanu bëy du bakkanu ganaar du loo xamante ni fu mu neex sànni fu loo neex nga def ko ci non l'islam da koo jox valeur bu mat sëkk protéger ko loolu moom il faut mu dugg suñu bopp yi ñun ñëpp donc kii sàcc mi ngi sabablu kii jaay sàngara mi ngi sabablu mais sabab ba mu jaar baaxul l'islam moo ne ko fii nga jaar du sabab bu baax ndax day protéger yooyu ma la waxoon day protéger nit ki ci xelam protéger dundam protéger bakkanam donc loolu il faut ñu xam ni ci maqaasidu sharia la bokk bépp àtte buy ñëw faaw ñu xool ko foofu ba pare. très bien jërëjëf sëñ Bamba. xam naa nag génne nga ma ci sama point bi mais après. wala dinañ ñëwaat waaw dañuy càmbar rek. dina ñëw ci point boobu. Imaam dañuy boole ñaari point yi bi Bamba di wax léegi parce que maître Babacar Ndiaye nee na amuñu administration de développement moo tax jeunes yi da ngay ñeneen seen dëkk jarale ñu dee fa da nga naan fii laay deewee maanaam ay nationaliste nañu mais ñun fii c'est le contraire mais sëñ Bamba lu mu traité mooy nee na ku dugg ci gaal da nga xaru baatu xaru la utiliser yow boo ñëwee ci fiqh lan mooy xaru. ak nu ñu ko définir ba càmbar te ñuy xam est-ce que dañuy xare wala xaruwuñu parce que xaru c'est très dangereux si on accepte que ñoom dañu suicider après islam bu indee benn atte day wutal yoonam atte bu ne am na yoonam boo nee lii xaru la rek daan la atte xaru lii la li lan mooy xaru ci islam. bon jërëjëf surtout avocat bi ak Cheikh Ahmed Bamba xam nga dafa am loo xam ne su amee dafa am sabab. mooy tukki dafa am sabab. liggéey amul chômage bu bëri crise économie compétence am na ñoo xam ne tukki nañu am nañ ay compétence yu ne ci ñoom mais compétence yooyu ne ci ñoom seen réew joxu leen gëdd gi mu leen war a jox wala joxu leen place yi mu leen war a jox tax ñu tukki pour dem uti tey booy xool pour gouvernement mën a tere ay nit ne bu leen def lii dafa wax moom li mu war a taxawee mu taxawee ko l'islam balaa muy tere sàngara dafa jaar ay étapes pour conscientiser ñi koy jëfandikoo lor yi nga xam ni moom lay def mais non seulement loolu mais mu remplacer ko
ak leneen loo xam ne mën nañ koo jëfandikoo. très bien. bi mu araamalee yàpp mbaam ku yaraamal deret araamal dafa li mu daganal moo ëpp moo tax mu ne mu bàyyi la le dootul amati jafe-jafe parce que lu ko gën mu ngi fi. ok tey jeunes yi jógee Afrique di dem. wala jóge Asie di dem Europe. doo si façon bi ñuy demee nii doo gisee européens yi wala américains yi ñuy jóge foofu di ñëwin fii nii ci boobu façon. kon mën na te pourtant dañ fiy wut si koom. ok bari na ñuy wax ni seen koom fii nañ koy jëlee. rawatina yenn européen yóbbu ko foofu. dëgg la. kon léegi li muy tekki mooy lan mooy ñoom seeni nguur taxaw nañu même bu nekkul nañu war a taxawee dëggantaan waaye jéem nañu leen protéger jéem nañ leen dugal ci dund bu mucc ayib wala bu muccul ayib ci lépp tamit mën nga wax ni sori nañu ci protéger leen ba ñu mën a toog seeni réew xalaatal seen réew liggéey seen réew bu fekkente ne l'islam dafa fonk bakken ne bu ñu faat bakken dëgg la mais bakken bi nga jàpp ni waruñ koo faat ci mu dugg ci biir géej gi ci biir gaal bi moom dafa jàpp ni darura boobu ngay wax mooy nécessité boobu nga xam ne moom ngay wax mën na fajoo ci bu duggee ci gaal gi mais bu toogee ci biir réewam bakkenam mën na faatu ci xiif bakkenam mën na faatu ci mar bakkenam mën na faatu ci ay stress bakkenam mën na faatu ci pression sociale léegi lan mooy différence entre mu jël gaal gi pour ni day dem pour sauver bakkenam wala mu toog fii pour moom mu ngi mettre bakkenam en danger léegi ban ci ñaar yooyu nañuy jël pour wax ni l'islam lii la ci wax jàpp naa ni tey état mooy premier responsable parce que tey suñu jeunes yi nga xam ni tey àdduna ñu amoon jeunesse bi ñu am dinañ ko téye dinañ ko fonk ci jàngal leen non seulement mais former leen utal leen ay buntu yoo xam ne dinañu am espoir pour mën a toog seen réew tey yaa ngi gis ay jeunes yoo xam ne demuñu fenn tolluwuñ fenn ay bic nañuy jaay 100 francs da nga koy gis ci kaw tali bi mooy marchand ambulant yi. voilà c'est ça man dama naan mais bic 100 francs paquet après lan lay jural nit ki am na koo xam ne gerte kemb yu sew yooyu lay jaay 100 francs lu du mat fukki mbuus wala leneen mais après da ngay yëg ni kii bëgg na def dara parce que yendu si tali bi dem ci autoroute bi péage bi naaj bi presque si ngay yendu dox ay kilomètres parce que léeg-léeg nit ki jóge Tëngéej dem Kër Massar léegi moom mu jóge foofu dugg ba Cambérène te day dox ak tànkam toppa tali bi pour embouteillage bu amee mu jaay nit ñi kon kooku li muy tekki mooy bëgg naa def dara léeg-léeg am na ñoo xam dañ koy tuddee gaspillage d'énergie la ci benn côté bu fekkoon ne def nañ lu ñu war a def mais du gaspillage d'énergie ci ki nga xamee ne dafay liggéey pour mën a am dara moo tax ma jàpp ni kon état tey ñii am ba gii jël lekk ba fër yor façon oto yu ba yu dul jeex tabax lu rafet jeune bi di ko gis ne kii barki démb si koñ bi la newoon amul dërëm ñu ñoo doon toog dinaa ataaya balaa ñaari at mu nekk milliardaire mu nekk millionnaire yore ay oto yore ay kër di ñaan moom kër gi da koy loué def na nangam ak nangam mu toog fi mu toog mënul am lu mel noonu léegi loolu nga xam ne moo nekk séddale boobu nga xam ni jubul séddale bi nga xam ni maanduwul justice sociale bu amul léegi lan lay jur mooy lu mel nii daf ciy bokk moo tax avocat bi li mu wax loolu moom mooy li jiitu lan mooy cause bi nañ ko faj parce que bu ñu xamee lan mooy sababu lii taxaw pour faj ko dañ koy faj lan la ñu wax mooy fa ñuy dem ci réew yooya bu ñu demee dañ leen dugal ci ay camp après gars yi léeg-léeg ñu dem négocier ñu jox leen ay milliards ne leen xale yi di ñëw jéem leen xool lu ngeen leen di defal mais xale yi est-ce que nañ ci am milliards da ngay ñëw sa biir kër wala boo ñëwee am na benn at boo xam ne bu ñëwee lu ñu leen jox 10 000 francs ne la dellul sa kër. 10 000 francs benn sandwich. si ay milliards yoo xamante ne jox nañ leen ko ne pour xale yi ngeen mën leen téye seen réew utal leen loo xam ne moom la ñuy def. ok xale yi gisuñu loolu. mais ñeneen ñi nga xam ne ñoom nañ ko jox pour ñoom ñu jël loolu séddoo ko kon laakaar naa problème bi pour ñu faj ko foofu la war a jëkk commencer. macha allah Oustaz li lan mooy xaru. non xaru mooy nit ki jël lu koy rey jëmale ko ci boppam moo xam paaka la moo xam fital la moo xam drogue la moo xam dafa pendre boppam moo xam dafa jóge fu kaw foo xam ne dafa kawe daal di daanu parce que li mu jublu ci loolu mooy rey boppam. donc xaru mooy am yéene intention ferme pour dee. pour dee. tant que amoo loolu xaru def lu koy dee xam nga kii ñëw mënul fay
kii dugg si gaal gi pourtant mënoon na ñëw du mën fay rek mu ñëw rek suubu ci biir ndox mi après mu lab mu jeex. boobaa loolu xarul la. mën nga wax ne xarul la bu boobaa. mais gaal gi moom dafa dundee yaakaar ci gaal gi. mais ñàkk fayam da koy wér gaal gi. voilà mu dugg ci gaal gi yóbbulam fay xaalisam. non du xaru. mais gaal goo xamante ni parce que lintixaar baatu lintixaar mooy nit ki jël loo xam ne arme la buy rayaate mu rey ci boppam. mais même gaal goo xamante ni bu daanoo nga faatu boo mënulee fay te ñii faatu commencé bëri mu wër na nit ñi faatu commencé na bëri yow nga dem ci loolu ban risque nga ci am yow ma sa responsable ci loolu. mais camion de personnes ñoo dem si gaal yi àgg. waaw mais am na Oustaz xam nga sànq dafa am lu am solo loo wax da nga ni ñoom dañuy frustré wu parce que dañuy génn ci kër yi ndax amuñu lu lekk pourtant xaalis la ñuy fay bu ñuy dem. xam nga lislaam danaan la boo amul loo lekk am nga droit lekk lu xaraam ngir sauver sa bakkan donc man xam nga lislaam ay atem dafa def nii ay pilier la dafa am boo xam ne moo gën a jiitu nekk ci kaw donc hifzun nafs moom la lislaam jiital ci lépp ci maqaasidu sharia loolu moom yaakaar naa boroom xam-xam yëpp ci wàllu sharia d'accord nañ ci mooy da nga war a protéger sa bakkan balaa dara xew. mais imam li mu la wax loolu la nee na ñoom dañuy sàmm seen bakkan dañuy génn. dañuy sàmm seen bakkan moo tax ñuy génn. te xaalis pourtant xaalis la ñuy fay. soo ko seetee ci beneen xaalis boobu mën naa sàmm seen bakkan. waaw xam nga comme Cheikh Ahmadou Bamba. waaw dama bëgg ñu xoolee ko ñu bool ko xoolee benn côté. mais ñu xoolee ko jéem a comprendre ñi koy def aussi lan moo leen motiver. non man motivation bi àggaguma ci. voilà c'est ça ci côté àtte l'islam bi rek laa wax. motivation bi donc am na lu mu ci jot a junj. loolu xam naa mën nañ ci ñëw après. mais man duggaguma ci àtte l'islam. c'est-à-dire ay analyse laay def rek. d'accord c'est bon. analyse yooyu moo ñu permettre après ñu ñëw dugg ci àtte l'islam am na ay fatwa yoo xam ne dañoo catégorique comme li mu wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum c'est fini jeex na mais pour nga def fatwa ci benn mbir il faut nga étudier mbir mi waaqi bi ci boppam maanaam situation yi réalité yi ni mu demee doog a jël nas bi mooy texte bi nga tanzil ko alal waaqi nga mën ko wàccee par rapport ak situation yi ak contexte boobu nga xam noonu la demee léegi nag bu fekkee ne contexte bi ci boppam maîtriser woo ko pour nga tanzil nas bi alal waaqi mën nga juum parce que lu tax ngay juum parce que da ngay bëgg a wàccee texte ci contexte boo xam ne maîtriser woo ko léegi nag bu fekkente ne li nga xamante ne moom moo nekk lor léegi ñu ñëw ci ay qawaid fiqhiyya rek saa waxagum àtte léegi lii njëriñ a ngi ci lor a ngi ci mais lor bi nekk ci mbir mi moo ëpp njëriñ bi ci ne bu boobaa l'islam da la koy tere loolu ngay jàng règle bi wax darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslaha léegi ñaari ban moo ci ëpp ñu ñëw attends c'est-à-dire damay indi règle rek loolu dañ koy analyser loolu ay analyse lay doon du ma tëb rek dee nañu après ma ne bii moo ëpp mais yow sa analyse yow lan nga gis ça veut dire tey muy gaal gi njariñ li ak risque bi ak sécurité ci ñëw mais comme dañuy wax pour nit ñi mën a comprendre surtout ak l'islam ni voilà pour def fatwa wala mbir yi ni nga xam ne noonu la tëddee bañ a gaaw rek nen lii la te fekk am na angle bi des pousse lor moom la ñuy jiital ci xëcc njëriñ bakkan bi day dee bakkan bi day mën na accidenté bakkan bi mën na fee des à 95% à 75% à 70% bu boobaa lor bi ci nekk moo ëpp njëriñ bi nga xam ne daf ci nekk laa da lay wax arrête mais bakkan bi mën na sauver à 70% à 80% risque mu ngi ci mais da lay wax allez-y parce que njëriñ bi ci nekk moom moo ëpp lor bi nga xam ne moom moo ci nekk léegi ci gaal gi njëriñ bi ak lor bi lan moo ci ëpp pour ñu objectif quoi gaal gi amul couverture gaal gi amul xëj na lu koy mën a dëgëral. maanaam manqué na yu bëri. manqué na yu bëri. ñi fa nekk takkuñu ay gilet. mën na am maîtriser wuñu yoon bi. mën na am géej gi daf si boppam dafa yëngatu. te nangu nañ borom fa xam-xamu fiq yëpp d'accord nañu géej bu yëngatoo comme tey météo wala ñi nga xam ne ñoom seen spécialité foofu la jëm. ñu ne tey géej gi dafay yëngatu vague yi dafay nar a jóg am na ay danger bu boobaa kenn warul dem ci géej gi. moo xam dañu war a dem nappi moo xam dañoo war a dem tukki lu tax parce que ñi am nekk expert ci loolu nee nañ géej gi dafa am danger bu boobaa ittifaqan amul wute. maanaam bu risque yi bëree kenn du demati. kenn du dem.
ngay xalaas. kenn du dem non non. mais Cheikh Bamba. est-ce que dóor sëñ Bamba. non non parce que parce que gaal yi ñu ngi daanu ñu ngi faatu. non est-ce que risque yi commencé attention Birame xam nga lan la. Cheikh Bamba dafa ñëw rek mu ne nii la man dama bëgg ñu def. démarche bi non en fait xam nga démarche bi nga xam ne moom lañu war a def. accepter li ñuy def fan nañ ko teg lu ñu ko defee balaa ñuy ñëw ci gënul ci loolu lañ nekkoon pour wane ni ñii li ñuy def am na lu tax ñu koy def seen jubluwaay lii la. am na ñoo xam ne waroon nañ taxawaay bi nga xamante ne moom lañ waroon taxaw pour protéger leen. protéger wuñu ci loolu léegi nag jëf ji ci boppam c'est-à-dire mu nekk démarche boo xam ne ku ko déglu mën na am équilibre. mais pas bañ a ñëw rek dóor carrément mabba ko. ne démarche scientifique ngay wax. voilà c'est ça ne hifzun nafs la l'islam dafa ñëw pour sàmm ba kenn. c'est pas aussi mécanique. non Oustaz xam nga xëy na moom ak question yi ni mu ko posé moo tax mais xam na ni jàngat dañ koy analyser aussi dañ koy analyser te bu ñu rek wax ko noonu. très bien c'est ça dañuy dem Espagne parce que itam sénégalais yi ñu bëri ñoom ñoo maanaam ñoo si mucc li Oustaz Zakariya am na ñoo xamante ni dem nañ ci gaal yi mucc ba egg Espagne dañuy dem benn waay buy tudd Ibrahim moom mi ngi Espagne ci gaal yi la jaar dem na fa. ba mu fa nekk itam fexe na ba yóbbu na soxnaam foofu soxnaam am na fa doom donc ñoom ñi ngi Espagne donc ñu dem Espagne ak ci complicité Mass bu jël gaal gi jëlal rek régie bi jëlal bouton bi rek aywa. Càmbar si diine sur ITV. fii liggéey amu fi depuis coronavirus bi commencé ba jusqu'à présent nii bi ñu defee confinement bi fii parce que ay mois de mars avril mai dañ tëjul 3 mois dañ ko tëj Espagne fii fenn demul fenn doxul xam nga. espagnol dana wàññi ñu bëri liggéeyee ñu seen kër yi xam nga fii nga gis mbedd mi espagnol emploi si mbedd mi bu ma déggee Sénégal gis Sénégal gaal yi départ di ñëw fii naan espagnol yi soxla nit amul loolu xoolal amul fii espagnol soxlawuñu nit ndax fii liggéey amu fii wax dëgg ci la quoi taw dëgg ci la mais koo ni toogal xam nga du toog man xam lu may conseillé gars yi ku mën ñëwal ku nekk ak sa wërsëg parce que yàlla moo yor wërsëg yi mais ñun dañuy sabru rek ay jàmm na dañuy sabru rek quoi yàlla mooy joxe mooy xañee xam nga mais ku mën ñëwal du wax kenn bul ñëw parce que ku ne bul ñëw it mu ne yow lu tax loo fay def léegi bu ñu wax loo fay def yow looy wax xam nga mais fii dara amu fii liggéey amu fii man 300 000 400 000 francs yooyu ngeen di fay mais Sénégal boo amee sa 300 000 wala sa 400 000 par exemple ma nga jël si benn bël fu ko jaay wala nga ubbi sa benn mayga wala nga am noo def dem jawbe jënd ay bagages ñëw placé. nank quoi mais xool Guinée nekk suñu réew Guinée di jaay ay coco di jaay fruits mais dañ ciy génn carrément ñun Sénégal yi xam nga fii Sénégal li ñuy bañ du ne lu ñu koy bañ bu ma def lii mais bu ñëwee fi Europe lu ko yées moo fi am lu ko gën a pire moo fi nekk te di nga ko def par force quoi sinon xoolal si mbedd mi nga jëm te mbedd mi dafa sedd. Càmbar si diine sur ITV. te mbedd mi dafa sedd instant bi Europe dafa sedd guy Sénégal fi nga yaa ngi commencé tegle kon fii bu seddee rawatina Europe mais sëñ Bamba dafa mel ne moom waaw dafa mel ne day xaw a dëggal li nga wax pourquoi parce que nee na Europe dara ne ma fa xam nga Oustaz Zakariya mi nga wax lu am solo maanaam day wax étape par étape j'ai bien compris li mu ko waxee mais man li may wax analyser mooy jeune biy dem te fi mu dem ndekkee ña fa egg nee na baaxatul loolu laay wax ndax jarate na ko aussi parce que moom nee na dem na fa yàgg na fa fii amul liggéey moom dafay taaba mais bu mu wax nee na du wax kenn bul ñëw parce que ku nekk sa wërsëg mais fii kiiwul nee na Sénégal te mën na am ay yeneen solution jaayee kooku naa ma sax moom waa jaayee kooku moo ngi Espagne. c'est ça yow léegi looy wax. waaw en fait man li may wax mooy bu fekkee nag dañoo ñëw ci analyse bi parce que. bien sûr dañuy ñëw ci ñaari démarche démarche bu njëkk mooy démarche maanaam charia bi nan la ko gisee dafa ñëw ngir protéger bakkan kon faaw ñu protéger bakkan bi. léegi nag ñu ñëw cause yi loolu mën nañ ci ñëw xalaat lan moo sabab ba nit ñi di def loolu. dinaa d'accord ci point bi docteur wax sànq muy dañu am ñaari feebar bu njëkk bi mooy crise idéologie mooy xel yi dañu am jafe-jafe ci wàllu formation dañu am jafe-jafe ci wàllu ni ñuy comprendre àdduna loolu jafe-jafe la ñaareel mooy crise leadership jafe-jafe ci wàllu leadership donc ñëpp d'accord nañ ni Afrique fi la lu baree nekk donc fi la war a jëlee lu bari mais loolu day laaj préparation day laaj aussi benn leadership boo xamante ni tamit ay njiit yu pare ngir jàppale seenu askan ngir ñu dem pour jox la ci benn exemple am na ci benn projet bu ñu tuddee From Waste to Energy. maanaam dañuy jël mbalit mi def ko énergie projet boobu xam nga ñaata milliards la. 100 millions de dollars. di 69 milliards francs CFA. ñu nga xam ne ñoo ko bëgg a financer Sénégal laaj ñu état Sénégal dërëm xam nga lu ñu wax. ñëw leen ngeen contrôler ñu jox ñu site boo xamante ni fa la ñuy ñëw ngir liggéey loolu jël mbalit mi def ko énergie te ñëpp xam na ne Sénégal ñun suñu mbalit. maanaam jël ba bës def ko énergie. def ko énergie
def ko courant boo xam ni 20 mégawatts lay def maanaam mën naa jàppale lu mat 3000 ménages jox leen courant bu doy sëkk. jox leen courant bu doy sëkk. man ñetti junniy kër. ngoon gu nekk ñuy taal courant ci mbalit mi. loolu benn la ñaareel ba muy dina am lu mat 3000 emplois directs et indirects 3000 emplois directs et indirects. maanaam ñii dem ci gaal gi lu mat ñetti junniy jeunes mën nañ ci liggéey. ñoo xam ne dañ leen di fay bu baax a baax a baax ba pare 55% ci mbalit bi naan taxawal ci Dakar nga xam ni mënuñu koo jël moom dina ko mën a ñëw occuper ko jël ko. léegi loolu fu mu toll business bi projet boobu ba tey mi ngi ci 3 li te projet bi mi ngi tudd projet bi système projet la boo xam ni BOT la maanaam ñoom ñooy ñëw jël seen xaalis financé liggéey recruter jeunes yi. kon da nga jàpp ni maanaam administration wutuñu ay pexe ngir jeunes yi toog. am na jafe-jafe parce que tey lu mel nii jàpp ma ni dina ñëw ci dëkk. mu nekk ci ay trois mu bloqué wu man nag damaa jàpp sama njortu gu rafet lu mel nii boo ko président yëgoon jël na ko bu yàgg parce que lu ma 3000 jeunes yoo xam ne mën nañoo am liggéey projet bi nekk ci table yi problème administration la parce que fi mu war a jaar tey pour nga àgg ci président man mënuma tëb jaar ci président mais l'entrée administrative ñoom waxoon na dañ koy dindi ba créé ci benn genre en tout cas moom li ma leer ba leer ba démb ki ngànk projet bi maa ngi waxtaan ak moom fan la affaire bi toll mu ni ma ba tey fi may wax ak yow mënuñoo mais kon jàll ITV mën na am yéege ko fi jàpp naa ni mën na ci jàpp parce que lu ma 3000 jeunes yoo xam ni tey maanaam 65 milliards du xaalis bu ndaw te li ci gën a neex mooy projet bi su paree 20 ans après dañ koy bàyyi ak état Sénégal moo koy moom lan nga ciy pertoo ci dara nga xam ne yow sa jeune yaa ngi leen toog leen parce que amuñu liggéey te bu ñu xoolee sànq rek ci suba maa ngi dégg ni am na lu mat 11000 personnes yoo xamante ni perte nañ seen liggéey ci Covid bi am lu ñëw indi la solution ci xëy indi la solution ci sa mbalit indi la solution ci énergie nga ne ko doo ko fi dale mais loolu damay am problème. mais ñi ñàkk liggéey ci Covid bi ak ñeneen gis nañ léegi étudiants yi commencé dem ci mbëkk mi donc. non day gën a yokk. kon xaru gi day gën a yokk pour selon toi. ce qui est sûr xam nga la moo tax. xam nga lu tax. état d'esprit positif dañu am problème état d'esprit ba pare solution wanuñu leen ko. parce que xale nag boo nee ko bul dem ci digg ndab da nga koy tegal. et lan mooy solution selon toi. solution bi mooy ñu waajal ndaw yi ubbi opportunité état mënul jox liggéey jeunes yëpp mënul nekk xam nga lu muy def état dafay gérer stratégie et donner les opportunités stratégie mooy waajal nga say jeunes waaj bu baax. mais état est-ce que mi ngi waaj. suñu problème waaj moom formation problème la. dañu am problème de formation tey bu fekkee am nga projet aussi pour projet bi jàll rek balaa moo àgg ci fu nekk ngay jaar tey avec ça est-ce que condition bi dina am yaakaar li nga wax ni yëpp espoir bi moom du yomb c'est sûr et certain espoir bi du yomb dem ci gaal du jeex du yomb limité ba démb am nañu génnaat àdduna non du yomb limité mais nag pour man jàpp naa ni bu fekkee tey ñi ñuy dégg xam nga tey pour dëggale li nga wax rek am na ay moodu yoo xam ni Europe lañ nekkoon mais biñ leen falee fii ay poste Sénégal dañoo ñibbisi jox leen ay cër ci gouvernement bi jox leen ay cër ci gouvernement bi ñu nekk ay député wala ñu nekk ay ministre dañoo ñibbi si bàyyi Europe ay directeurs généraux dañoo ñibbi si bàyyi Europe donc kon sa jeunesse bu fekkee da ngaa bëgg ñu toog faaw nga waajal leen mais nga ubbi leen ay bunt mooy pas ngay jox ku nekk xaalis comme li may wax rek dama naan leen li ñuy financé ci campagne yi wallahi alazim financé na ay projets dul jeex jël ay centaines de jeunes projet la pour ñoom pour nekk ak loolu mooy seen problème donc état d'esprit positif boobu il faut mu am suñu leaders yi donc ñu nekk ay leaders yu efficace bépp projet boo xam ne nit ñi jeunesse bi ñu ngi koy bëgg a def bëgg a entreprendre bëgg a jàng bëgg a investir ñu ubbi leen ay bunt yombal leen tey pour nga am prêt banque rek problème la ay ku xam ne te si amoo portable bu dëgër ñu la laaj ay garantie foo jëlee garantie donc yooyu yëpp ay problème la yoo xam ni donc buñ koy analyser problème idéologie mi ngi ci mais aussi problème leadership mi ngi ci parce que yu mel nii bu fekkee mi ngi ci dëkk bi ñu war ko mën a jàpp pour mu jàll donc jàpp naa ni leader wala ci Bamba Seck jërëjëf nekk coach nekk professeur nekk ndongo daara jóge ba Louga dem Misra jàngi ba ñëw nee na bu kenn dem te mu dem ba ñëw bu kenn dem de kuy dem demal ci yoon wóor très bien na leer voilà mais Oustaz Zakaria balaa ngay tontaale mbokk mi nekk Ibrahima nekk Espagne ñu fi dara new fi est-ce que jarati na dem dañuy waxaale kenn Mass da ngay demaat dañuy toog Sénégal ku ñuy wax Aïssata Ndiaye moom demoon na ci gaal yi am sax ay nit yu faatu ci kanamam benn jigéen bu faatu ci kanamam donc la mort devant elle donc dañuy dem ci régie Mass jox ñu Aïssata Ndiaye mu nettali un tout petit peu ci pencum ndaw yi ak mi ngi madame Ndiaye fii ci Càmbar si diine. Càmbar si diine sur ITV. da nga gis muy ngelaw muy taw temps bi yàqu carrément ci biir géej bi léegi nag xam nga nag bu ñu tegee affaire bi day foncé gars yi commencé nañ ñu ngi jaay suñu pakkan de léegi nag ki nga xam ne moom mooy dawal mooy capitaine bi mu ne moom bu tourné ngelaw bi dañuy këpp xale góor yi am ñu ne ñun dee wala dem Espagne dañuy dem rek moment boobu nag moom maa ngi woon ci beneen monde maa ngi doon jooy di tari sama ay saa mu ne non man mënuma dee ci ndox comme ça là parce que lii di woon sama but
instant boobu nag maa ngi àndal ak beneen ivoirienne ñu ñaari jigéen lañu. ivoirienne bi ñuy dem nee na moom doomam moo ko tax muy dem mu dénk ma ay fanam ak xaalisam. alors ñu ngi dem affaire bi di yàqu ñuy wëndeelu ñu dugg océan Atlantique. ñu def tuuti rek gis benn bateau di ñëw xale góor yi commencé tàllal loxo ne voilà marine bi mu ngi ñëw. ni ñu koy séenee mu ngi sori ndeke moom jege nañu ni muy ñëwee rek ndox bi daal ñu wiccax bu ñu jox ñu sa xëy rek Zodiac bi daal di këpp. yéen ñëpp ngeen këpp si. ñun ñëpp ñu këpp boobu ñu ngi nekkoon si milieu ndox fa nga xamante ni ñun maa ngi sentir ne ñun ñu ngi yéeg parce que benn moment da ngay dem affaire yi mel ni ay montagnes ce qui veut dire que mètre ndox bi mu ngi yéeg. kon donc fi ñu nekkoon sori na tam moom. bi nga xamante ni si Zodiac bi këpp na moment yooyu rek. affaire bi buum bi lëmasu si sama loxo gaawantu lëmasu si sama loxo bi mu lëmasoo rek ma daal di tëdd ak moom puisque bi may dem solu ma gilet te solu ma yére bi nga xam ne dafa diis donc dama oyof ak li ma tuutee nii ma daal di dëppandi ak moom bi ma dëppandee xale yi góor yi ay lébu lañ seen loxo mu ngi ci woon ci kaw ñu gaawantu yéeg ñu mayante loxo tout à coup je voyais que ñuy dispersé wu ma gis ki ma àndaloon l'ivoirienne ñu man ak moom ñoo takkaloo woon ma gis ko mu ngi tàllal loxo instant boobu moom fekk Zodiac bi mu ngi sori mu ngi souffrir parce que instant boobu mi ngi tàllal loxo mais ñun passé nañ leen donc mënatuñu àndeex parce que suñu lépp këpp na ci ndox mi moment yooyu maa ngi naan góor ñi mais ana ñeneen ñi nañ leen dem jëli xale yu góor yi ne ma mais xam waay fii ndox la fii ku nekk sa bopp comme que ñoom tàmm nañ ko man mosuma koo gis ñun ma yow wér nga demal nga jëli leen ma ne mais comment nga leen di gis ñu ngi dem Càmbar si diine sur ITV. Oustaz Zakaria mën nañu gis ñuy dem ki nga xamante ne mooy Aïssata Ndiaye donc moom ànd naag benn ñaari jigéen nañu woon seen gaal këpp li sëñ Baaba nañu wax géej amul bànqaas lébu yi ñoom ñoo tourné gaal gi bu ne lébu yi mooy ñu mën a feey moom mu xaw na woyof mu mucc mais Ivoirien bi mu nekk doon mi ngi leen taal loxo mais kenn ñi mu jël ko mu faatu seen kanam Ibrahima nekk na Espagne ñen dara newu fi maam situation boobu nañ ñëw di analyse nag islamique yi situation boobu ñii bëgg dem Espagne ñi bëgg dem Europe Barça wala Barsaq ña fa nekk ñi fi dara newu fi amuñ dara ñii wala ne xaw na noo faatu léegi islamiquement parlant nag léegi jullit bi lan moo war a nekk li nga xamante mooy taxawaayam. voilà jërëjëf Cheikh Bamba ak analyse yu am solo yi xam nga sooy xool tey fi ñu toll ci sunu réew ak jeunes yi ni ñuy duggee ci géej gi di dem ak risques yi nekk ci géej gi booy xool ci wàllu njàngat da ngay gis ni benn am na coono parce que lu ci ëpp mooy dañuy làqatu nëbbatu léeg-léeg am na ñoo xam ne seen parents yi sax du ñu yëg. ñaareel bi mooy tey bu doon oto walla avion walla leneen ki nga xam ne moo koy yóbbu mën na ko non seulement mën na mais xam na yoon bi xam na fi mu jëm. mais léeg-léeg dañuy wax GPS nañu yor rek yu mel noonu léeg-léeg mën nañ dem mu dugg ci biir ndox mi mu am ay difficulté am ay jafe-jafe beneen bi aussi mooy du ñu maîtriser yoon wi léeg-léeg ñu réer beneen bi mooy léeg-léeg lekk yi ñuy yóbbu bu ñu waxee une semaine nañu war a def normalement la mais nan lay demee xamuñu ko léeg-léeg li ñuy yóbbu ci lekk mën na nekk loo xam ne du doy mën nañ dem ba ci biir loolu jeex ndox mi jeex ñoo am ay jafe-jafe léeg-léeg aussi essence bi ñuy yóbbuwaale pour bu ñu kiiwee mën na dem ba mu jeex bu ñu réeree surtout léegi du ñu amati loolu jafe-jafe yooyu bu ñu demee ba àgg foofu duñ dem rek ñu bàyyi leen ñu dugg mais dañ leen di dugal ci ay camp téye leen pour delloowaat leen seen réew. donc bu fekkee ne am na ñu rëcc ci dem ci biir dëkk bi dañuy laaxatu di daxanteeg ñoom di dawanteeg ñoom wala di fanaan ci mbedd yi ak yi nga xam ne moo ci ne donc lii yëpp soo ko boolee. ci wàllu ay jafe-jafe ak ay xat-xat nit ki mu ngi aventurier wu ci loo xam ne booy xool risques yi moo ëpp li nga xam ne moo nekk avantage en 60 wala 70%. léegi bu fekkee ne noonu la demee moom mu ngi déjà day doyadil boppam day suufeel boppam tuuti te l'islam daf ñu wax ni jullit warul suufeel boppam laa yanbaghi lil muslimi an yudilla nafsa kila wa maa yudillu l muslimu kayfa yudillu l muslimu nafsahu ya rasulallah qaal an yarida nafsahu lima la yutiq c'est-à-dire yon saa sallam ne yellul ci jullit muy doyadil boppam muy humilier boppam parce que dugal la concentration jox la lii fii suba ngoon ak yu demee ni ki noonu yaa ngi humilier sa bopp humiliation la nangu nga ko nanguwuloo ko
nga dem ñu daxaat la delloosi la ñu lay dàq ci mbedd yi ngay daw ngay tëdd ci mbedd yi loolu yëpp humiliation la yonent bi saa sallam ne jullit warul humilier boppam ñu ne ko nan la jullit di humilier boppam mu ne mooy mu tegoo ci ay coono loo xam ne attanu ko mënu ko kon bu boobaa benn ci lii ñi nga xam ni dañuy dem pour loolu dañuy risquer dëgg la te amagul lu leer dëgg la tey bëri na ñoo xam ne ñu ngi fa ba tey ñu ngi créer ay marché ci mbeddu Europe yi yoo xam ne ñoom tubaab yi xamuñu loolu te dañ ko tere ci seeni loi moo tax ngay gis léeg-léeg ñuy daxante ak ñoom fii kenn waru fee lal voilà c'est ça parce que borom magasin yaa ngi nii lal bi ñu lal fii daxanteeg ñoom jël coono yu mel noonu loolu aussi beneen mbir la beneen bi moom mooy lan mooy tey même kii bu waxul woon ñun ñëpp ñu ngi dëkk ak ñoo xam ne dañuy dem di ñëw tey man ñi ma seetlu ñu gën a bëri te yàgg fa def fa 20 ans 30 ans ñu si ëpp dañuy ñëw jéem a investir fii jéem a am lu ñuy def fii de temps en temps rek nañuy dem pour uti marchandise parce que li ñu lay wax dañu lay wax tugal léegi neexatul dafa am ay jafe-jafe parce que crise bi ñun ñëpp xam nañ ni adduna bi yëpp la laal kon bu fekkee ne nii la mbir yi demee dama jàpp ni tey mbokk mi li mu wax nii ñi jëlaat fii ay koko benn juróom wala benn fukki dërëm wala yenn yu sew sawaan yi comme ni mu ko waxee 400 000 yi mën nga jënd benn bal wala nangam. ndànk-ndànk parce que yàlla ni mu la bindee nutfa mooy sperme jóge fa nekk caillot de sang jóge fa nekk leneen étape par étape ba nit ki génn bi mu génnee étape par étape ba mu toll ni mu toll mu garantil ko wërsëgam ci biiru yaayam mënagul dara. bi mu génnee mënagul dara yàlla garantil ko wërsëgam muy lekk di naan yàlla mi ko garantil wërsëgam ci ñaari étape yooyu troisième étape bi bu demee ba mën ko kooku foofu la war a gën a amee confiance ci boromam que ni dina jot wërsëgam parce que léegi am na xel am na xalaat am na doole mën na wut ba mu ko amul yàlla nga ko koy jox kon ba mu ko mënee kon yàlla dana ko jox mais nag bu mu yàkkamti parce que léeg-léeg dañuy yàkkam dañu yàkkar ni diggante bës suba ak ngoon xef ak xippi nit ki war na nekk mën na nekk millionnaire milliardaire mais aussi loolu il faut ñu junj ci suñu politiciens yi pourquoi parce que benn waay boo xam ne tey amul woon dara suba mu nekk millionnaire wala milliardaire day tax jeune bi yàkkamti ne man tamit tey war naa mën a nekk millionnaire voilà c'est ça pression bi day gën a yokku kon booy wax nekkal modèle nekkal koo xam ne nit ñi dañuy jël ci yow misaal yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam taxoon saxaaba yi di mën a doylu mën a muñ parce que dañu nekkoon ñoo xam ne misaal bu fekkee ne man dama nekk guide spirituel aussi nekk imam wala ma nekk koo xam nit ñi dañ ma topp man oto bu gën a rafet moom laay dawal kër gu gën a rafet soo ko xoolee nga ne xoolal kër sëñ diw bi montre bi may takk boo ko xoolee nga ne xoolal montre diw bi lépp luxe la sama taalibe bi may wax toppal li sëriñ bi defal nangam man li may dund par rapport ak li may incarné wute na ak loolu mais taalibe bi man li may incarné loolu lay xool. mooy luxe bi rek. mooy luxe bi parce que tey ñiy dem gouvernement am na part de responsabilité sëriñ si am nañ ci part de responsabilité ñun imam yi am nañ ci part de responsabilité famille yi am nañ ci part de responsabilité parce que ku nekk bu taxawee rôle bi mu war a jouer pression sociale boobu ñu wàññi ko def ndànk tey dal accompagner bu boobaa nit ñi nañ dund comme ni ñu doon dundee te du bëri jafe-jafe yi nga xamante ne moom mooy li nga xam ne mooy li am. kon analyse islamique bi tey bu ma doon jox ne bu mu nekk li sans ma xool diw li mu wax wala diw. par rapport ak man li ma xam. par rapport ak li nga xam ne moo nekk analyse yi. dama naan arrêté ko. moom la l'islam di gën a pousse que ñu ci continuer ak di ci encourager. très bien te jeunes yi aussi nañu gën a dal nañu gën a def ndànk nañu gën a teey mais aussi li ñuy am tuuti nañu amaat confiance seen bopp mais nañu amaat confiance seen borom dara weesagul fii ak nit kaa ngi dund fii ak nit kaa ngi dund dara weesagul. fekk nit yaa ngi dund dara weesagum Oustaz Zakaria je pense que kon ñi ngi commencé sur logique am donc newoon na du xaru waaye itam nit warul toroxal boppam. itam risques yi bëri na kon jaratu ko je pense que analyse boobu am na solo balaa ma ñëw sëñ Bamba dañuy delluwaat ci nga xamante ne mooy docteur Zeynab Kane mu nekk nga xamante ne juriste la nekk enseignante nekk chercheur moom dafa seetlu que jigéen ñi dañ ci commencé woon bëri Oustaz Zakaria parce que bu njëkk ba jigéen ñi amuñu woon fitu maanaam dugg ci yenn risques yi mais dañ ci commencé dugg ñu wax mu analyse bu ndaw rek ma doogay jox sëñ Bamba moom it mu def li nga xamante ne mooy analyse am j'ai beaucoup aimé analyse Oustaz Zakaria mu ne situation bi jaratu ko risques yi bëri na fële amatul dara kon en tant que jullit dañuy découragé loo nit ñi dem géej beneen solution Oustaz ñu déglu ki nga xamante ne mooy soxna Zeynab. càmbar si diine sur ITV. nekk na jafe-jafe boo xamante ne at yëpp ñu ngi koy nemmeeku ci réewu Afrique yi am na nit ñu baree bari ñu wax ni ñoom ñoo jóge ci Afrique de l'Ouest jëm ci dëkku tubaab yi
ñu naan ko tam fii ci sunu réew mbëkk mi nekk loo xam ne jël ay gaal yeb ko ay nit yóbbu ko ci nga xam ne moom la Espagne te fan yu mujj yi nga xam ne daanaka nemmeeku nañ ci lu méttee métti mu nekk ay bakkan yoo xam ne ñoo ci wadd ñi koy tislu bu baax a baax li nga xam ne moom moo ci am nag te war a jàngat bi mooy soxna yi nga xam ne ñoom ñoo ci bokk maanaam jigéen bi loolu nag daawuñu ko faral di gis donte gisoon nañ ni moodu ba mu amee it faatu am na maanaam doomu réew yi dañuy dem ci bitim réew di daan seen doole di am loo xamante ne moom lañ koy terale seen njaboot waaye mbëkk mi nag jigéen ñi dañ cee bees loolu nag pour ñun jàngat la bu xóot la waaye tam dafa laaj ñu gën a gëstuwaat lan mooy sababu mbir mi ñu mën ci joxe rek benn explication bu gàtt mooy dañ jàpp ne jigéen ñi comme góor ñi seen nawle dañ gis nañ ne góor ñaa ngi dem ci mbëkk mi di ci foraatu ñoom it ñu ngi dem mbëkk ndax xëy nañu am ci ñoom it seen teraanga waaye tumuranke bi nga xam ne moom moo leen di dal ci yoon bi ci jigéen ñi lay gën a métti ak ci tout tànk yi que ci góor ñi ndax ci seen wàllu yaram it gis nañu ne loolu lu jafe la li ko mën a saafara nag mooy gën a gëmloo ndaw ñi surtout rawatina soxna yi seen bopp gëmloo leen tamit ne teraanga bi ñu mën a am Espagne am ko Italie am ko feneen mën nañ ko am fii nga xam ne moom mooy Sénégal ci li nga xam ne moom mooy lépp lu indi koom te ñi nga xam ne ñoo ngan ko nguur gën kee mën a yaatal seen i programme ak seen i projet waaye askan bi yëpp dugg ci seen loxo ba doomu réew bi du xalaata ci dem bitim réew waaye itamit dina bu même buy xalaata dem bitim réew dina dem bitim réew ci anam boo xam ne anam bu gën la anam yi nga xam ne moom lañ gis weer yi jërë ngeen jëf. Càmbar si diine sur ITV. jërëjëf soxna Zeynab coach ki nga xamante ne mooy mudarrib bi nga xamante ne waaw léegi gis nañu jigéen ñi dugg nañ ci ndaw sa Aïssata Ndiaye neen lu ñoom am na ñu ci faatu ivoirienne ba faatu ci kanamam jigéen ñi am na ay faatu mais léegi gis nañ jigéen tam bëri na ñu tukki léegi da ngay dégg ñaan dema dem Dubaï n'est-ce pas boo xoolee léegi seen statut yëpp ku ne day jaay donc jigéen ñi léegi gëm na ni génn wuti si la bokk ba jaral yenn jigéen ñi commencé faatu ci ndox mi yow boo analyser loolu parce que instant dañuy émission bi nag mi ngi waaj a kii dañuy def analyse yi maanaam boo koy analyser dëgg ngir ñu am solution parce que boo ko analyser ci fànnu génn maanaam wut solution pas analyse boo xamante ni maanaam cité rek lii mooy xew mais analyse boo xamante ni day am rapport ak solution pour jeunes yi parce que Oustaz Zakaria comme nee na ci islam moom yonent bu nee na bu kenn toroxal sa bopp imagine kuy génn àdduna nit ñi janoo yow ngay taalal loxo kenn mënu laa jël parce que ñoom bu dem dañ fay des je pense que loolu ce qu'on appelle les morts insolites léegi lan mooy solution ci analyse bi ngay def waaw solution bi ci analyse bi may def muy comme ni ko Oustaz waxee sànq dafa bari ay part de responsabilité yoo xamante ni ku nekk ci ñun war na koo jël bi ci njëkk ëpp ci ca kër ga lay tàmbalee ca kër ga lay tàmbalee mooy parents yi wàññi pression bi nga xam ne moom la ñuy teg jeunes yi dafay am solo parce que bu fekkee dañoo jël lépp àdduna bi yëpp ñu jàppee ko alal ki nga bu ñuy wax ñi nga xamante ni tax ñoo am alal ñoom la ñuy jiital ci lépp loolu problème la tey même borom pression parents ñoo gën a yokk pression non xam nga tey parent boo ci gis nañu wax naa gaaw jàppale njaboot gi bu ñu paree jàppale ma mel ni business du business rôle la ci yow nga jàppale say doom maanaam parents yi waruñu business ci njaboot gi non suñ borom joxu la njaboot ngir nga sàkk ci ñoom wërsëg buñ ko defee nag seen jëfin la seen wareef la parce que yàlla bu fekkee suñ borom dalaa may ay xéewal da ngaa war a dundal say wéyjur comme ni la doon dundale da nga leen a war a jàppale wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyahu wa bil waalidayni ihsaana donc dund gu rafet googu dañ ko war a rafetal ba mu baax ci suñu diggante ak suñuy wéyjur waaye tamit aussi parents yi am yërmande ci xale yi am yërmande da nga jàpp ne parents yi saa yi ñooy dugal seen waaw parents saa yi pushing bi ci wàllu social ñoo jox sax déjà suñ caution dafay am parent bu jaay oram sa waay diw dem na lan moo tee dem wala bu fekkee nekk nga ci kër gi am ay diplôme amoon nangam donc par exemple pression sociale bi dafay xaw a métti ci yow donc il faut ñu wàccee mbir yi xam ne premièrement mooy kër gi man moom yar dama naan ci kër gi lay tàmbalee donc yar gi aussi ci kër gi lay tàmbalee ci ni ñuy yare xale yi lan mooy àdduna parce que li leen di wax jàngal am diplôme am xaalis tekki ana valeur lan mooy rôlam ci àdduna nan la war a gisee àdduna bu amee jafe-jafe nan la war a comporté woo loolu lépp dañ ko war a préparer xale bi loolu lañu tuddee life skills xale bi faaw nga jàngal ko nan lay dundee boo demee ci nax ju xadaa ilhaaj loolu moo ko taxoon a jóg jàngal nit ki nan la war a dundee ci situation bu mën a doon parce que àdduna bi nag faaw muy neex di naqari même boo demee sax Europe di fa wuti day naqari pareen saay mu neex fii aussi day naqari pareen saay mu neex donc état d'esprit boobu nga xam ne dañ ko war a tabax xale yi ci kër gi lay tàmbalee ba pare bu ñu paree suñu leader laa wax manière générale su ma nee leader njiit diine yaa ngi ci su ma nee leader yi imam yaa ngi ci su ma nee leader yi président yaa ngi ci député yaa ngi ci képp koo xam ne suñu borom dalaa jox nga yor ndombal tànk nga teg système politique donc ñu bàyyi li ñu tuddee leadership situation te indi leadership boo xam ni dañuy am ay stratégie dañuy doon
donc am nañ Sénégal lan mooy suñuy point fort jeunes yi nangam ak nangam ci lan la leen war a mën a former bu leen former fan lañ leen jëmee foofu ñu leen di jëmee yan opportunité ñoo fa am ci ñaata temps la ñuy jëlal donc teg ay plan. mais sëñ bi en parlant de leader gis na ni est-ce que tu penses que les jeunes yi yenn ci jeunes yi ñoo gën a nekk leader suñu njiit yi bon pourquoi parce que bu demee ba am nit ñu bëri gën ci àdduna ba 480. ba tey déggoo leen ci waaw kenn déggu leen si ñu créé deuil national. dafa mel ne lii njiit yi waroon def maanaam waaye internet def ko est-ce que loolu tamit day mel na leader yi tamit dafa commencé changer rôle. waa xam nga tey ñun dañu am problème leadership Sénégal moom dañu am problème leadership Afrique de manière générale dañu am problème leadership. dañu am problème njiit. problème mu njiit. man oustaz ku jiit daal sa poste nga lijjanti. li ci ëpp intérêt personnel. tey liy daanee seen parti la ñuy gën a ñoŋal liy protéger population bi. kon léegi solution kañ lay am nañu waxante dëgg li daanee seen parti non solution bi xam nga fan lay ñëwee. mooy ñun jeunesse ñoo war a amaat espoir xam ni ñun ñooy ëllëgi réew mi. ci naka ci préparer suñu bopp ci gëm suñu bopp ci affronter système bi. xam nga sëñ Mountakha dafa wax benn wax bu am solo. wax bu am solo bu mooy maanaam ñun ñoo mën a jariñ réew mi. ñun ñoo war a jariñ réew mi demal Malaisie wala nga dem Singapour wala nga dem Dubaï lan moo fa nekkoon dara mais ñan ñoo ko tabax seen waa dëkk donc ñun ñoo war a tabax dëkk bi. Sénégalais ñoo war a tabax Sénégal. ñoo war a tabax Sénégal kenn duñu ko tabaxal. dina metti nag ce qui est sûr et certain yambar du ko fekk dina metti dafay laaj affrontation. mais Sénégal yombal na lañ ki tabax Sénégal parce que fii loo fi gis étranger que moom pont bi ngay jaar oto bi ngay dawal. loolu lépp problème leadership la encore une fois day ñëwaat. mais nu ñu koy corriger loolu. waaw li ñu koy corriger mooy tey am na ci loo xam ne du ma ko nangu. li ma dul nangu mooy du ma nangul sol kenn t-shirt ak mbubb dina ma jox 2000 francs 1000 francs may tàmpal am nga salaire yow am nga salaire. même su ma amul salaire xam nga dan naan karamatul insaan maanaam nit ki du lu nekk sa poste mooy di tax ma ne ki nga wax a doon gis nga million bala moo ñëw ci poste faaw mu njëkk ci xel loolu la ñu tuddee sa millionnaire mind am na ci benn livre bu ñu tuddee sa millionnaire mind bala ngaa am xaalis ci poste ci bopp lay njëkkee nga gëm ni kat yow juróom yi nga yor doy na la nga doyloo yàlla. Sénégal am na xaalis si bopp te amul xaalis non en fait xam la laa ci jublu. yëg na Burkina Faso bu ñu ñëwee Sénégal seen séminaire yi jël seen résolution yóbbu ko doxal seen dëkk. maanaam li ma jublu ci wax ji mooy tey waxuma sa millionnaire maa nga tëdd sa kër di xalaat non mais li ma ci wax mooy nga am état d'esprit positif xam ni imaginez benn parti lu mu yàgg léegi Sénégal 10 ans nga fiy toog nga topp ci gannaawam di daw di yappari 10 ans. tu perds 10 ans de ta vie. non même sax bu fekkee gagné nga fa dara mais après 10 ans nooy def en tant que jeune man ñaan naa yàlla dundaat 50 ans. mais da ngay dem beneen parti comme gars yi def. loolu nag moo war a jeex. donc da ngaa war a sa dund da nga ko war a teg ci système mais waroo ko teg ci ay nit. ci système ci yàlla dañ naan la believe God believe us and hard work. da ngay gëm yàlla gëm sa bopp travail dur yàlla may la suñ borom moo yor wërsëg wa maa min daabbatin fi ardi illaa ala llaahi rizquhaa man loolu dama ko gëm. dama ko gëm sama wërsëg nekku ci loxoy kenn ci loxoy suñ borom la nekk danaa sabab lu nag lu ma suñ borom may ma jël bala maa dagg li nga bëgg a wax mooy responsabilité kon donc leader yi il faut ñu def ci ay idéologie visionnaire tabax dëkk bi xool kat à Sénégal kat instant bi jeunes yi ñi ngi ci ay problème sàngam donc fekk 10 ans la ñuy wax a def bu problème boobu war a annulé wu donc loolu dañ ci war a bàyyi xel bu fekkee ñi nga xam ne ñooy ñu yor diine ji bu ñu bàyyee ba événement ñuy communiquer loolu du yoon. li Oustaz doon wax. non côté diine tamit ñoomit. non événement gàmmu ñëw nga dikk maa ngi gërëm taalibe yi maa ngi gërëm nangam diw indi na nangam gouvernement bi indi na ndox indi na courant yàlla ba déwénati non dafa war a jekk. loolu doyul non ay missionnaire lan dañoo war a teg nit ñi ci yoon jaar leen fii problème bii lii mooy problème am ñu jéem wut solution ci problème financier wut solution ci problème formation wut solution ci problème nangam ak nangam donc nekk ay acteurs de développement. très bien jërëjëf dernière bi mooy imam yi. waaw man ñaan leen ñu changé seen xutba yi ñu def ci arab parce que bu fekkee dañoo ñëw bëgg a joxe 52 messages ci 1 an 52 messages yëpp nga def ko en arabe. mais ci fiqh gars yi naan la boo génnee xamuñu li ñuy wax dara. mais am na fiqh ñoo xam dana gëm ni waroon firi xutba bi. dañ koo gëm. waaw mais toujours maa ngi delluwaat man ci maqaasid ci objectif laay delluwaat mooy dañoo war a sensibiliser nit ñi. pour ñu sensibiliser nag faaw ñu communiquer ak ñoom ci communication. bu leer donc gars yi amuñu temps pour fekkee bayaan ña ngay wuti xaalis di jaay dikk. balaa muy ñëw Oustaz Zakaria parce que sama émission mi ngi jeex di gërëm baax sëñ Bamba Oustaz Zakaria dañuy dem ci mbedd mi xalaatu penc mi xool li xew ci mbedd mi parce que ñun ba sànq la ñi nga wax waa mbir mi ñu ngi déglu ñoom du na xalaat mu doog a ñëw Oustaz Zakaria mu commencé tëj nag li nga xamante ne mooy càmba si diine tey ñu waxtaane Barça wala Barsaq comprendre ce slogan mbedd mi lu ngeen wax. càmbar si diine sur ITV. terme Barça Barsaq bi pour man terme boo xam ne dañ ko war a sax éradiquer ci vocabulaire quoi waaw parce que à chaque fois buñ ko fàttalikoo rek buñ ko tuddee rek daf ñuy fàttali ay affaires yu xaw a doy waar
mooy ndaw yu ñàkk seen bakkan ci géej gi mën nañ wax ne plus de 480 mais mën nañ ne ëpp na ko. genre Barça ñi nga xam ne dañuy jël gaal yi nekkul ne ñi nga xam ne mooy am na ñoo xam ne da ngay gis koo xam ne am na diplôme pare bu pare dem pour jël gaal rien que aussi tamit bu demee ba foofu du kii suivre ay kii daal jusque rek pour daan doolem daal loolu laa ko mën a gisee daal. waaw léegi pour man jeunes yooyu noonu di utiliser xaalis boobu noonu muy 300 000 wala 400 000 pour dugg ci loolu noonu bu fekkee ñoo ko def fayal seen bopp pour man loolu suicide la quoi te dara jaru ko quoi somme boobu mën nañ ko utiliser am fi benn business bu ndaw boo xam ne dañ ko mën a gérer nànk-nànk quoi waaw lu dul yàlla neen quoi bu ko tuddee rek day ñëw pour man mën nañ ci liggéey waaw dem ba am luñ bëgg. oui man loolu la jàppee parce que boo nee Barça ou Barça tamit loolu mën naa ne da nga bëgg a suicider quoi parce que tey jii nii yow ngay dem foo xam ne carrément yow mën nga xam ne yow mën nga perdre sa vie tamit ci yoon bi yooyu noonu loolu maanaam damay naan loolu jaru ko quoi waaw damay naan liggéey jarul loolu noonu yëpp parce que mën nga toog fi nga toog rek tey jii nii ba dara fekk la fa ndaxte réussite nekkul maanaam boo tukkee rek ci ngay réussir. On déplore en fait cette émigration. Ce n'est pas un suicide pour moi, mais je pense que c'est une porte de la réussite. Ils espèrent que c'est une porte de la réussite en fait. Mais c'est dommage. Il faut accompagner ces jeunes. Il y a beaucoup de diplômés. Moi, je suis sortie d'une promotion de 1980 de la fac et j'ai des amis qui n'ont toujours pas trouvé du travail. Mais aussi tamit gouvernement bi parents yi aussi nañ jàppale jeunes yi quoi parce que ñu ci ëpp ñu ngi ci désespoir waaw da ngay gis boobu da ngay jàng ba pare tu es obligé nga def certains business yoo xam ne waroo ko def maanaam waaw sa diplôme wala say lijaasa say lim la permettre nga def doo ko def leneen ngay def loo xam ne wute naag loolu da ngay dem ba da ngay nekk ci désespoir charge familiale mi ngi fii charge sociale pression sociale bi aussi tamit mi ngi fii pression familiale bi tout cela day pousser jeunes yi ñuy def immigration boobu waaw même bu fekkee nanguwuñ ko sax mais des fois da am ñoo xam ne yi toll ci désespoir. Ces jeunes pensent aider leurs parents en fait. Et ils pensent aussi que c'est l'Eldorado en fait l'Europe, mais on peut aussi les retenir en fait. ñu ngi lancer appel état bi pour ñu gën ci jàpp gën a dimbali jeune. Càmbar si diine sur ITV. Zakaria gis nga penc mi daanaka góor ñi wax jigéen ñi wax nañu dafa mel ne sensibilité bi ak sensation bi li gars yi yëg moo na ñëpp yëg. léegi ban analyse nga ciy def. bon analyse bu njëkk bi ñu ciy def mooy gannaaw bi ñu gërëmee kàddu yi nga xam ne moom la waa mbedd mi wax noonu ak Cheikh Bamba Seck. li jiitu mooy discours bi ñu koy changer. discours bi. ban discours. discours religieux. ok discours. politique discours politique. même ci kër gi aussi famille bi. discours familial. voilà discours familial. xam nga tey analyse surtout ma dem si religieux bi. comme côté boobu laa gën a féete. bien sûr tey analyse bi nga xam ne capitaliste bi li muy gis mooy koom rek am rek. ak revenu compte bancaire. lu mu gën a gonfler. léegi loolu moo lay pousse yow nga naan bu ma defoon lii lii dafa yéex tenté naa lii kon naa dem ci géej gi naa dee c'est-à-dire yow kii nga xam ne nag moom spirituellement moom daf fi nekk pour loolu day indi beneen discours. boo xam ne dafay stabiliser nit ki. tey ñun Occident mënuñoo séen leen sax fi ñu àgg ci développement mais fi ñu leen mën a rawee rek mooy si spiritualité. loolu mooy li nga xam ne moom nañuy am te ñoom amuñu ko ñu raw leen ci loolu ñu ñuy xool di yéemu ci ñun mais ñoom li ñu yor su dee ñun loolu nañuy xool si loolu nañ daw ñëw duñ leen mës a dab te fi ñu jëm duñ fa àgg te ñun li ñu amoon dañ koy ñàkk. moo tax il faut delloo nit ñi si doylu gëm seen borom. wa fi samaai rizqukum wa ma tuadun fa wa rabbi samaai wal ard innahu la xaqum misla ma annakum tantiqun yàlla nee na maa ngi waat ci yàlla kuy waat yàlla mooy waat. man maa yore seen wërsëg. li ma leen dikk yépp man maa ko yore. maa ngi giñ ci borom asamaan ak suuf ne li ma leen wax dëgg la. que ne maa yor seen wërsëg. comme ni ngeen di waxee man maay wax biram yaa ngi jàkkaarloo man wóor la ni Zakaria mooy wax. ni mu la wóoree yàlla nee na sa wërsëg noonu la wóoree ni man yàlla maa ko yor. benn kaw bi mu déggee loolu mu ne waylun linnaasi man allazi aghdaba al jalila hatta alja'ahu ila al qasr
yàlla na nit ñi toskare kan moo merloo yàlla ba tax yàlla di waat xanaa dañ koo gëmul yonent saa sallam wax ñu law anna ahadakum yafirru min rizqihi la tabi'ahu kama yatba'u al-mawt kenn si yéen bu doon daw dee wërsëg ku doon daw wërsëgam dina ko topp comme ni ko dee di toppe yonent saa sallam maanaam tey 1000 francs yéen naroon am loo daw yàlla dina jox 1000 francs yi dina la ko jox yonent saa sallam nee na inna ruuxal qudsi alqaa fi rawi annahu lan tamuuta nafsun xatta tastawfiya rizqa fa ajmilu fi talab nee na jibril déy na ma ne kenn du dee lu dul nii la ko yàlla bindaloon ci wërsëg da koo matal kon rafetal leen ni ngeen koy wutee waaye rafetal leen moo tax yéen bu kenn toroxal boppam c'est ça mu ne moo tax mu ne fa ajmilu fi talab rafetal leen ni ngeen koy wutee biram lii sa wërsëg la dëgg la wër na ni yaa ko moom dëgg la léegi nag yoon bi ngay jaar pour jël ko yaa koy tànn dëgg la yoon bi ngay jaar moo tax sax mu doon wax nit ki mën na jaar yoonu sàcc dañ ko tere warul sàcc mais même bu sàccul woon jaar yoon bi mu war a jaar voie légale day am loolu parce que mënul sàcc ba am loo xam ne yàlla dogalul woon ci moom mu am ko moom la Oustaz jàng sax kon politicien bi nekk milliardaire yàlla programme day nekk milliardaire moom mais yoon bi mu jaar moom moo mën naa am commerçant na doon nekk wala businessman voilà mais mu jàdd mu am bàkkaar mu am bàkkaar agresseur bi noonu ki këpp kees noonu keneen ak keneen noonu moo tax léeg-léeg nit ñi ni muy wax mooy il faut ñu defaraat bopp yi discours bi ñan ñoo ko am mais gouvernement amul discours bi état amul discours politicien amul discours bi ñi yore diine ñoo am bii discours parce que discours la boo xam ne dafa wàcc jóge ci borom bi mooy borom asamaan ak suuf yónni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu dund loolu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam tëdd na jóg lex bi marqué ginnaaw bi marqué Omar fekk ko mu tëdd mu ne ko mais yow yonent bi yow ngay tëdd si basan nii comme sans ñu lal si dara amul dara loo xamante ne moom nga teg sa kaw nii ba affaire bi marqué nii xool yonent bi saa fi muy denc ay yéreem gisu fa dara lu dul ak lambaay boo xam ne moom la lamboo gisul leneen mu ne ko mais yow yonent bi yow yaa yonent yàlla yow la yàlla tànn yow la yàlla yónni tey buuru Perse yi Kisra ak Qaysar romain yi ak Perse yi mu nekkoon grande puissance yi ñu ngeeg ay fruits ñu ngeeg ay koom-koom ñu ngeeg ay dex yuy daw ñu ngeeg lépp yow amoo dara mu ne yaa Omar xam nga lu xew mooy li nga xam ne moo nekk àllaaxira bi ñuy jublu mooy mujjantel bi am fa xéewalu borom bi subhanahu wa taala ñoom amuñu lu dul àdduna si gannaaw àdduna rek nañuy daw kon ci wàllu discours boobu religieux parce que ñiy dem seen taalibe ñooy dem sëriñ yi fu ñu mën a féete rek ay taalibe yu wute la pourquoi ñoom demuñu tàggu sëriñ yi pourquoi waxuñu ak ñoom pourquoi amatuñu espoir kon nañu wax ak seeni taalibe état aussi na def discours bu responsable bul ñëw naan ay ñii bu ñu kéewee nañu yokk kaso yi dugal leen kaso booy ñiy dugg si géej gi bu fekkee da nga nar a ubbi kaso pour dugalaat mais da ngay indiwaat yeneen problème il faut nga def discours mais discours responsable waaw c'est ça responsabilité mais famille yi tamit bu njëkk ba dañ doon accompagner seen njaboot si yar si préparer psychologiquement gëmloo leen seen bopp ak def li yaakaar ci ñoom ak doylu bi nga xam ne moom la ñuy doylu biram am na kër yoo xam ne tey ñu ngi nekk ay millionnaires ay milliardaires wallahi boobu moytuwul mburi nañ daan poncé bi ñu nekkee xale di ko lekk tàlluñ kenn loxo ba ñuy doyloo ca loola après yàlla ubbi li nga xam ne moom la ubbi tey même am na ay ñu ñuy wax ñoo xamante ne ay nomba tànk nañ yor ci réew mi yoo xam ne yu soree sori la dañuy wax seen passé ak seen wayjur yi loolu yëpp da ngay gis mais c'est ça demewul woon noonu tey lu tax tey ñu am lii fan lañ ko amee seen réew nañ ko amee fii nañu jàngee fii nañu yaroo fii nañu tekkee seen lépp fii la ba ñu am li ñu am comme ñooñu xoolal ci ñoom que ni yow tamit mën nga am lépp ñoom tamit la war ci ñoom te taxoon askan bi jox leen ko ne mën naa nañu wane loolu ci askan bi mais bu jeunes yi doyadil seen bopp politiciens yi tey ñu mel nii suba ñu mel na le suba ñu daje suba ñu waxtaan bu ñu soxlaa dara nga daw mbedd mi dóor sa mbokku jeune yàq yëfu jàmbur si benn 5000 francs boo xamante ne mën laa fajal sa soxla su ëllëgee noonu yaa ngi toroxal sa bopp ni ñu waxee bul toroxal sa bopp ci dem mais ci nii ngay toppee nit di daw tamit yaa ngi toroxal sa bopp yaa ngi doyadil sa bopp te jullit walul toroxal boppam te kooku la muy laaj yaa ko koy jox kon soo ko bañee jox xam sa bopp xam kañ nga koy jox bu ëllëgee li nga bëggoon loolu dina am bu ëllëgee li nga bëgg mën nga am analyse pertinente sëñ Bamba gis nga li nga xamante ne Oustaz Zakaria wax xool nga li nga xamante ne mooy cadre yi nga xamante ni moom la waa penc mi wax muy mbedd mi xalaatu penc mi yow sa analyse xanaa di gërëm suñu wayjur bi franchement muy kaddu yu am solo Oustaz Zakaria kaddu yu am solo kaddu yoo xam ni ci xol la jóge moo tax ci xol lay dugaat donc ñu ngi ko ciy gërëm di ñaan kilifa yëpp tamit ñu rey ci moom ci kaddu gi mu wax lu am solo muy responsabilité bi nga xam ne am na ci gouvernement muy si wàllu communication mais man bu ñu yem rek ci communication nañu ay solution parce que dëkk bi Sénégal am na ay solution am nañ suuf bu mu doy sëkk am ndox ba mu doy sëkk am ay jeunes
am naaj am lépp donc ñun ñoo ci des yàlla li mu waroon nag ñun ñëpp defal nañu ko donc ñun ñoo ci des la ca des nag duñu ko defal ñun ñoo ko defal suñu bopp donc kon il faut njiit yi wàcceewaat seen bopp moo tax du ma d'accord ci benn wax ñu ni politiciens yëpp bépp politicien boo xam ni jàppoo ni in service nga war a def maanaam te un leader serviteur dama lay dugal ca fële mais nag su fekkee da ngaa pare ngir jëriñ saw askan mën nga cee dugg àjjana ci politique mën nga cee dugg àjjana mais ci kaw nga bëgg a jëriñ saw askan ma comprendre ni yow benn missionnaire nga ñi nga xam ne aussi tamit ñoo ngànk diine ji encore une fois mooy li may waxaat mooy buñ ko yamay rek ci ay événement mooy souvent ñuy waxtaan ak nit ñi fu ñu toll parce que l'islam bu indee ajjuma indi ay événement lépp rek ngir ñuy xelal nit ñi la moo tax changer état d'esprit moo tax benn boroom xam-xam anglais daan if you can change your mind you can change your life su fekkee changer nga nit ki ni muy xalaate rek yaa ngi soppi dundam kon ñu préparer leen préparation bu am solo leneen li mooy ñun jeunes yi ñu gëm suñu bopp gëm suñu bopp gëm yàlla sabablu gis nga nit ki boo defee lépp lu la war bu la suñ borom mayee nga xam ni suñ borom moo la may bu la suñ borom xañee nga xam ni c'est au fond de toi yow li la waroon lépp def nga ko bu boobaa kenn ku la blâmer du la metti parce que li ma waroon lépp sabablu naa mais lii la yàlla dagal ci sama wërsëg boo demee bitim réew am na ñoo xamante ni pourtant ay tubaab lan mais seen wërsëg demewul noonu donc suñ borom moo yor wërsëg Souleymane dafa mës a dajale xorondoom Souleymane alayhi salaam dajale xorondoom yi ni leen lan ngeen dunde ñu ni ko ñun kat ñetti pepp dugub moo ñu doy par an mu ne day testé loolu jël xorondoom bi dugal ko ci benn kees ak ñetti pepp dugub mu tëj ko mais bi année bi jeexee mu gis ni ñaari pepp la lekk desal benn mu ne ko mais yow da nga moom ñetti pepp mooy day mu ne ko si ñetti pepp moo mooy day parce que boobu damaa amoon liberté ngir sàkkul sama bopp sama wërsëg ci loxo yàlla la nekkoon moo tax ñetti pepp doyoon ma mais bi nga téewee sama wërsëg mu nekk ci sa loxo faaw ma sakkanal kon donc ñun bu ñu yaakaar kenn nañu yaakaar yàlla rek subhanahu wa taala waajal suñu bopp xam ni insha allah subhanahu wa taala bu fekkee nit ki fekk mi ngi sàkku dafa am benn aaya boo xam ne man dafa ma marqué muy hatta iza stay'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudibu jaa'ahum nasruna waxul istay'asa la wax mu ni sama jàmb bu demee ba désespéré man yàlla dinaa ko wutal ay porte ba ñàkk yaakaar man yàlla maa yor bunt bi kon donc toujours rek nañuy am espoir ci yàlla mais aussi sabablu ñi nga xam ne aussi ñoo ñu jiite encore une fois ñu nekk ay stratégie mooy yor benn half picture big picture bu mag yor benn vision bu sore ci seen i gis-gis bu yaatu ci seen i askan am yërmande ci ñoom ngir yàlla parce que ñoom seen i affaire baax na seen i affaire doom baax na mais nañ fexe suñu affaire baax su ko defee suñu borom mooy ñu tafeex ñun ñëpp Oustaz càmbas dina jeex na looy tënkee waaw sant sëñ Bamba ak yow ak caméraman yeeg ñi tax ñu ak waa mbedd meeg ñi nga xam ne ñoom ngeen interviewé mu yëpp ñu jéggalu ci wax ji lu si jub ñu xam ne ci yàlla rek la li ci dëng si ñun la si seytaane wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin yaa ngi retaa da nga kontaan na sëñ Bamba waaw xanaa gërëm ñëpp di jéggalu ci kàddu yi lépp loo xam ne tamit lu ci dëng la ñu xam ni matin doomu aadama la lépp lu ci jub ñu xam ne subhanahu wa taala la di waxaat encore une fois rek nan xam ne yàlla mi ngi fi yàlla Espagne mooy yàlla Sénégal yàllay Espagne mooy yàllay Sénégal mooy yàllay ñëpp seen wërsëg mi ngi ci kaw mi ngi ci ndoxo borom bi ku ne balaa ngay far dañ la ko jox nañu sabablu rek moo doon seen émission càmbas diine fii ci ITV lu jub ci borom bi la lu dëng ci maddam aadama asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Càmbar si diine sur ITV.